aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim mbokk téléspectateur u DTV ñi ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sant borom bi subhanahu wa taala julli ci sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi leen di ziar di leen jox suñu loxoy xol ku nekk fa nga nekk fekk nañ la fa nuyu la ziara la wàcc la sa wàccu waaye ñaanal la jàmm na ñëpp nekk ci jàmm dugg nañ ci kër kilifa diine yi sukk suñu ay oom ziara leen tàllal suñu loxo ñu ñaanal ñu ñun tam ñu ñaanal leen ñu yàgg fi loolu te wér noonu la ñuy ñaanal leen ñu tëdd ci hôpitaux yi yàlla nañ fa génn ak jàmm ñaanal ñi nga xam ne itam dañoo tawat di ko doxantoo yàlla saafara leen ñi fi jóge nag ñibbi yàlla yërëm leen suñu way dawlu yi buñ leen di fàtte nañ leen di ñaanal booy ñaanal sa néew dalay ñaanal nga yàgg fi kon ñi dem yàlla na yàlla yërëm leen ñoom ñëpp yàlla nañu wax aaya Seyda Adama Seck bi te muy yàlla taxaw mi yaalamuun bi maa xafara li rabbi wa jaalani minal mukramin ñun ñu fi desandi yàlla guddal suñu fan wéral suñu cër teg ñu ci siraatal mustaqima comme ni ngeen ko xamee seen émission bii di ndénkaane ñu ciy ànd ak yéen altine ba alxamis ci kàttanu yàlla ñëw nañ tey ànd ak ñi nga xam ne itam ñoom lañ ci tàmm àndal oustaz Mohamed Diop ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko dalal chaque altine di ngeen ko gis Fatima moom tamit teew na borom référence moom tam ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko dalal Mère Thiama mi nga xam ne mooy perturber émission bi di ma clash di ma tooñ di ma sës ba ci miir bi teew na moom tam ñu ngi koy nuyu di ko ziar tey nag ñu am gan gu màgg itam macha allah soxna Ilo moom tam ñu ngi koy dalal di ko nuyu Modou Mbacke xam naa ma nga studio 2 di ñu xaar Modou Mbacke. yaa Seyda. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. fekk ni nga waxee yaa Seyda moo ma neex. waaw léeg-léeg ñu tooj ma ne waaw léegi ana yaa Seyda ma ne ko yaa Seyda ma nga fa. dëgg la dëgg la ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar tawfeex la ñu lay ziar bu baax. waaw tawfeex la ziar nañ la bu baax. tabarakalla macha allah di laaj sa jàmm ak sa jàmm waa kër yëpp nag. waaw ñu ngi sant bu baax tabarakalla. waaw yàlla sant yàgg. amiin tabarakalla. yéen kaay yi tey lañ lañu xëyandoo ak ñun. waaw yaa Seyda yëgle kaay yi xëy di génn sakkan na lool bu nekk la ko ñor enquête moom dafa xëy ni bëcc ci Sénégal ak tolluwaay yëgle kaay bi nee na fi ñu toll nii tamit réewum Sénégal moom daanaka naatul noyul neexul fépp ay nux-nuxi mi ngi saabandaay mag mu màgget foo lal muy métti likaay bi ni xoolal njàngum Sénégal bi nga xam fi ñu toll nii tembe njàng yi moom nasax gi foo ko takk jéggi na ko tax na ñi nga xam mooy waa syndicaliste yi ñi ngi caag mer bu futu yëgle kaay bi ne fi ñu toll nii tembe li ko taamu daanaka fan yi yëpp moom waa SAES ñi ngi woon ca bankum loxoom naka noonu élémentaire ak moyen secondaire bi ñoom ñëpp ñi ngi ci mer gu méttee métti yëgle kaay bi yëpp la faram fàcce ci mu xam tam ñi nga xam ñooy waa mbaalu ja ci ama ña mu àndal di waa ànd gësëm ñoom itam ñoom ñëpp taxaw nañ temm jëm ci ab yëngu-yëngal la ñu xam le yëgle kaay bi fi toll nii tembe nag mbir mi metti na tar na réew mi féppay nux-nuxi vox populi moom itam yaa Seydaam ñëwi beneen wàll ba tey ci réew mi ak na muy yëngoo ki bari benk ñenk lool député Déthié Fall moo jibal kàddoom yëgle kaay bi ni Déthié Fall te la mu xamle mooy Macky Sall ci boppam moo diggoon Sénégalais yi ne dana indi ci réew mi 500 000 emplois juróomi téeméeri junni xëyum ndaw ci réew mi yëgle kaay bi ni Déthié de nee na loolu mel amut waaye la am mooy Macky dafa créé 500 000 nouveaux pauvres maanaam ay ndóol la Macky créé ci biir Sénégal gii yëgle kaay bi ni lii nag moo am ci Sénégal moo taxit sunum réew daanaka wàllu mu yoon nag doxul ku wax ñu jàpp dóor def ci kaso bi Khalifa Sall doon na ca misaal waaye tamit jamono bi nga xam Sénégal gaa ngi ndóol askan wi di dund ay benk ña ngi koy tar président Macky Sall def na 1000 milliards ci ab terre autorail goo xam daanaka diggante bu gàtt ñoo ko soxla ci amalul askan wi daanaka njariñ libération yaa Seyda ñëw ci beneen coow ci Sénégal ca muy mbirum Khalifa Sall moom yëglekaay bi dafa xëy indiwaat PV bi nga xamante ni bi keroog ci kanamu d'instruction ba maanaam laaj ak tontu ñun jàpp ni ay complice su Khalifa Sall lañu yëglekaay bi nee na PV ba lañu ca wax ni ab rapport mooy lépp dañoo dugal Khalifa Sall ci guute gi nam doon def ak roof ak roppi ay koppar ngir mën a aaki moom li nga xam mooy lii di caisse d'avance ba ca meexum Dakar yëglekaay bi ni ate ba fukki fan ak ñeent weer wi la war a doon muy décembre giléem l'observateur yaa Seyda séq waxtaan ak avocat ba Maître El Hadji Diouf yëglekaay bi ni El Hadji Diouf daanaka lu mu yëkkut Macky da koo fàttem El Hadji Diouf nee na dëgg nag mbirum Khalifa Sall mi politique dong moo ko lal dañ koo bëgg a jaay doole sànq ko waaye duñ ko bàyyi muy jàll El Hadji Diouf yëmu ca yokk na ca ni lu jëm ci mbirum daanaka yoon na muy doxe ci réew mi président Macky Sall moo jël loxoom teg ko ci lu ko neex ku neex ñu jàpp ku neex ñu bàyyim waaye itam lu jëm ci deuxième mandat wu président Macky Sall député bi nee na daanaka marabu yi wax naan Macky day am deuxième mandat moom dafa jàpp ne bu ci Macky basé wu
El Hadj Diouf mooy wax yaa Seyda nee na daal askan wi ñooy wote kon na Macky liggéey lu tax Sénégal mën koo falaat bëggee ab deuxième mandat yaa Seyda Direct Info moom dafa xëy ci mbirum Abdoulaye Wade ndono gi kan moo ko war a wut ci bopp PDS ginnaaw ndoom sa Karim Wade man sampoon ca Karim daanaka das koo mbaal sànni ca biti ndax ma nga ca Qatar ca boppam du sagoom moo ko fa bàyyi yëgle kaay bi ni Madické Niang ñi ngi wax ni xëy na mën naa doon beneen candidat xëy na Idrissa Seck mën naa ñëw wala Pape Diop moom itam yëgle kaay bi ñi daal lañ jàpp ni ñoo war a mën a taxaw nag ngir daal di jàkkaarloo président Macky Sall élection présidentielle 2019 le quotidien yaa Seyda moom itam ñëw ci keneen kun seppi loxoom ci ab mbir ca mooy Aly Ngouille Ndiaye yëgle kaay bi nee na fi mu toll nii ki fi nekkoon ab diplomate di Seydou Nourou Ba le président Macky Sall jël ngir mu dox diggante kujje gi ak waa nguur gi dialogue bi nga xam ñi ngi koy waaj jamono ji temb yëgle kaay bi ni Aly Ngouille Ndiaye na ko ngàññoon bari na lool ndax ne ñu dafa tëgg làmb ji bëgg koo arbitré président Macky Sall indi na ab diplomate boo xam daal mooy dox diggante kujje gi ak nguur gi ngir waxtaane wàllum lii di élection ci biir Sénégal ak la mu àndal jamono boobee les échos yaa Seyda moom itam ñëw na ci wàll gi nee na Macky moo yee dialogue moo yee waxtaan ndax kujje gi taxaw nañ temm muy Abdoulaye Baldé Mour Diagne Fada Cheikh Tidiane Gadio Aïda Mbodj Aïssata Sall Moustapha Guirassy ñoom ñëpp ñoo bëgg a lëkkaloo def benn coalition ngir sempe Macky Sall ci bopp réewum Sénégal yi lekkaayam ni kon moo yey def ab dialogue waxtaan ndax lii raam ca ñàkk bala jëm yaa Seyda lii raam fu mu jëm ñëpp a ngi koy laaj mooy combat diggante Modou Lo ak Lac de Guiers 2 lekkaay bi ni fi mu toll nag jàppees na ko waaye wax ji mooy Modou Lo moom pare na ci dafa samp ay sites yoo xamante ni bi ci lay entraîné lekkaay li garaaw ci mbir bi mooy ba léegi Modou Lo kenn mënu laa fa lay entraîné waaye daal ci xibaar moom am na ni juróomi site lay entraîné lépp ngir bëgg a këpp kees wër ndombo Lac de Guiers 2 mën ko daan jël bu rëy ku war a daan kaneen duma leen dumay métti yaa Seyda mu nga ca laas yëgle kaay bi nee na fi mu toll ni tembe ay Sénégalais yu bari ña nga ci Libi dañ faa tagga tembe mooy ñu bëggoon a dem Barça ñenn ci ñoom àgg Barça ñee tag ca Libi yëgle kaay fi mu toll ni tembe ñu ngi leen bëgg a indiwaat ci Sénégal waaye ndekete yoo am na ay mafia bu metti bu am ay Sénégalais fa taxaw naan leen ku bëgg ñu indi la Sénégal rapatrier la da nga joxe ay koppar yëgle kaay bi loolu nag nekkul dëgg nekkul lu jaadum mu seq waxtaan ak Sori Kaba moom lañ dénk Sénégal yi bitim réew yi Sori Kaba nee na amul kenn ku état Sénégal délégué ngir mu laaj kenn ay koppar yëgle kaay bi ni kon na Sénégalais yi nekk ci li bi xam ne kenn du leen laaj koppar ngir iddiwaat leen ci biir Sénégal donte ay Sénégalais nga fay teg ay dil ci wax li gën a mel yaa Seyda jeexalee wax populi mi nga xam dafa xëyee mbir mu doy waar yëgle kaay bi nee na benn mag mu am 110 ans juróom-ñaar fukki at la ñu fekk ci ab benn xale bu jigéen ba mu fukki at mu nekkoon daal di kocc koccal ak ñoom seen yëgle kaay bi bi nag bi ñu ko laajee nee na daal xale bi moo ko yëngal loolu la daal mag mi xamle donte am na 110 ans ak fukki doomu juróom-ñett nee na xale bi am 10 ans daal moo ko yëngal moo tax fu mu ko fekk bëgg caa nekk ak moom. Modou Mbacke. yaa Seyda fi nga jeexalee yéeme na de. waaw moom day nee na daal xale bi moo ko yëngal. yal nañu yàlla doolu sutura. amiin tabarakallah des fois yedd yërëm a ko gën. waaw yenn yi feebar la man su ma gisee waa nit def yenn yi dama naan dama koy yërëm. waaw dafa feebar mag mu am 70 ans. teg benn tànk àdduna. ndeysaan teg la des lépp ca bàmmeel. xam nga bu duggee ci giraawaar gu toll noonu. moo ne duguleet sax de. yàlla na ko waaw duguleet. yéenekaay baa ngi faram-fàcce nee na. def na ko bu yàggul ba génn kaso. te dana fa delluwaat ndax dañ ko nar a teg ay daan yu métti ndax lii ma nga xewee tribunal ba ñu koy àtte. dafa feebar. te mag mi am na fukki doomu juróom-ñett ami soxna. allahu akbar waaye ba tey moom daal nee na xale bu ndaw bi daal moom moo yëngal mbiram doy na waar daal. doy na waar yàlla na ko yàlla defal jàmm. tabarakalla merci Modou Mbacke ndax loolu du jàmm moom. jërëjëf merci am nee na yàlla defal na ko jàmm merci am ka lii du jàmm. lii du jàmm yàlla nañu yàlla dool sutura ñu ngi jaajëfal Modou Mbacke. Oustaz Mohamed ñoo déggandoo revue de presse bi doy na waar. waaleykum salaam. sunu yaay madame Ilo Fatima di nuyu téléspectateurs yëpp man revue de presse bi ñetti point moom moo ci kii nii bi ci njëkk mooy wàllu jàng bi xam nga ne réew mënta avancer sans jàng et gis nga li ñu wax ne cinu njàng bi si wolof mu ngay bax fekkente ne mu ngay bax te demaguñu fenn ci année scolaire bi nañu moytu mu ngeer parce que bu ngeeree du doon jàmm kenn ci Sénégal en tout cas njàng ci biir Sénégal tout le temps damay demander benn question kan moo am intérêt pour jàng ci Sénégal nga xam ne bu njëkk ba Sénégal référence la woon ci jàng avec ces universités yi nga xamante ne ñoo fi nekk léegi fi mu toll nii jàng bi di yëngatu ku nekk di yëngal en tout cas nañu cité responsabilité yi ku nekk def li nga war a def mais ñu xam ne suñu avenir u réew émergence bi ñuy wut ci jàng la nekk ñaareel ba
mooy li nga xamante ni mooy wàllu justice ñii ñu ngi wax ni nangam nangam en tout cas réew bu buggee yegg fi nga xamante ne fa la war a yegg faaw justice mu am justice nag buñ ko waxee mooy nañu bàyyi ki def ki war a àtte ne moo def ki deful tamit ki war a àtte ne deful mais di yóbbu sénégalais yi ci loo xamante ni incha allah ñi war a àtte ñoo war a àtte loolu tamit kii la beneen bi mooy fi mu Mbàkke jeexale c'est-à-dire fait divers la ñuy wax li ma waxoon keroog rek laay waxaat suñu demee ba léeg-léeg li waroon a doon lu nit ñi dul bàyyi xel moom mooy fés cela veut dire que ni am na lu ñu war a soppiwaat ci doxalin en tout cas màgget muy njaaloo yàlla subhanahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne thalathun la yukallimuhum allahu yawma alqiyamati wala yanzuru ilayhim ñett ngi nii yàlla du leen xool àllaaxira du wax ak ñoom bokk na ci ñoom màgget mi nga xamante ne dafa jël mag ba pare di njaalo yàlla ne yàlla soppi loolu ci yàlla na ko yàlla soppi merci Fatima si point bi ma bëggoon njëkk a wax mooy mbirum Khalifa Sall bi li ko dal métti na sénégalais yu bëri te bu ñu sañoon dañ koy bàyyi mu ñibbi këram parce que mënuñu bés bu jot ñuy xëy di wax ci benn nit te pourtant am na yeneen priorité am na yeneen sujet yoo xamante ne moom moo gën a soxal ñi nga xam ne ñoom ñooy sénégalais li nga ñu ngi ko doon laaj pour que moom mu mën a génn am liberté provisoire am na lu mu jot a teg ñeneen ak ñeneen def nañ ko ci yeneen anam ñu bàyyi leen ñu am liberté provisoire kon moom nga xamante ne maire de Dakar la mu liggéey fi loo xamante ne kenn dootu ko fàtte mën naa wax donc nañ ko bàyyi mu dellu ci lu mu nekkoon. leneen li ma bëggoon wax mooy mbirum Libye sénégalais africains yi sax laay wax buñ doon dem dañoo jànkoonte ay affaires yu métti tey ñuy wax ne dañ leen war a def tout pour ñu retourner seen dëkk ñu nar a encore amaat ay jafe-jafe da ngay gis am na ñoo xam ne situation bu nekk rek dañ ciy jéem a profito pour am ci dara tey bu fekkoon américain bi la wala français bi moo am jafe-jafe ci benn dëkk dinañ def tout balaa 24 heures yi ñu dellu si kon nag tey urgence bi mooy waratuñoo gis benn africain benn sénégalais nekk fële ci Libye di fa souffrir donc volonté politique rek la laaj. dëgg la Thiam merci Fatima. maa ngi lay nuyu di la ziar mu ne Fatou Baba merci beaucoup maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Elou ak Mouhamed sama doom di nuyu Fatima di leen namoon naa leen. ñoo la raw leen ziar bu baax man ci affaire njàng mi rek laay wax. ngir yàlla nañu laaj li ñuy laaj rek te ñu bañ a grève parce que nga at yi paas li fa am ci affaire grève ba ci examen yëpp ñoom indi ay gàllankoor jàngalekat yi jàngale leen rek te li ngeen laaj ko te xale yi toog tam di jàng. dialogue bi aussi Macky nee na dañu bëgg ñu dialogue ñun ñëpp wat gaal yëgoo comme ñoom ñëpp intérêt dëkk bi moo leen tax a jóg. nañu waxtaan rek ndax intérêt dëkk bi tamit neex na mu gën koy di ut sa intérêt personnel ak yooyu. ñu def ko si jàmm ak saa ndax daal ñun sonn nañ tey Khalifa Sall suba Macky tout le temps yooyu. nañ dialogue daal nekk ci benn ku nekk rek bay sa waar waaye bari démb Sorano toj na. mu toj Sorano. waaye di. ay cant femme. di leen. lan hip hop. ak ñoom waaye di. demoo woon. man déedéet seen naa la nag. foofu seen man. nga sooroo bu bula. bu bula. waaye di toj na déet bi démb Sorano. déet bi toj na fa. hip hop waaye boobu neexoon na. bare nga a gayni a gayni a gayni da nga naan mi gayni merci mère Thiam soxna Ilo dégg nga revue de presse bi ginnaaw bi ñu la dalalee kontaan ci ñëw bi nga ñëw ci suñu émission bi di Ndenkaane ñu ngi lay nuyuwaat bu baax a baax di la ziar di la wax ndax am nga loo ci retenir ci revue de presse bi man tam maa ngi leen di nuyuwaat bu baax ku ci nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm ci dalal bi man en fait affaire jàng bi laa doon bëgg a wax parce que loolu dafa ma mës a metti façon coono bu nekk dañ koy teg ay xale suñu dëkk façon diis bu nekk dañ leen koy teg duñ leen toppatoo bu ñu leen war a toppatoo seen jàng c'est la même chose c'est-à-dire que fonds yi ñu war a def ci jàng bi defuñu ko xalaat yu sore yi ñu war a def ci jàng bi defuñu ko donc tey suñu dëkk bi man daf ma inquiété au niveau de la jeunesse ak au niveau des enfants parce que vraiment xamuñu ne ñoom ñooy suñu ëllëg te ëllëg boo xam ne bi
préparé woo ko ba def ci sa bopp doom yi li nga ci war a def pour que suba ñu baax loolu dafay metti par exemple des fois bu ñuy wax naan waaw sénégalais yi dañu indiscipliné léegi dañu amatuñu yar amatuñu lii amatuñu laa boo demee ci nu mu tuddati kii gare routière yeeg yooyu ñan ñoo fa nekk chauffeur yi fa nekk ak yooyu yëpp wala apprenti yi wala ñi nga xam ne ñooy rabatteur yeeg yooyu ñoom ñëpp ci taalibe yi xam naa la ñu bokkoon ci mbedd mee leen yar donc il faut que ñu jóg ci ñun ci suñu façon parce que bu du loolu du baax moo tax ñiy dem Libye tamit ñoom ñëpp yaruñu leen yar bu ñu leen war a yar war nañu poser waat question yi te ñi nga xam ne ñii ñoo am chance su dem ci école yi tamit foofu matul yi tamit donc dafa bëre daal ay mbir yu bëree bëre yoo xam ne war nañ ko xoolaat yëpp man nag dama di koo xam ne panafricaniste la damay xeex ci loolu bind naa benn livre boo xam ne pour jeunesse bi la te loolu rek moom mooy sama bopp man loolu rek a ma ñor d'accord voilà merci jërëjëf merci jaajëfal nañu Modou Mbacké bu baax a baax ci li nga xam ne mooy revue de presse bi léegi nag dañuy xool xam ngeen ni sedd bi macha allah mi ngi dugg si diw nag mënul ñàkk ci nit pour mu diw ñu xool élément bi te ñëwaat léegi. diw sa yaram nekk na lu am solo loolu ndax day tax ba cellule épiderme yi bañ a ñàkk ndox ba sa yaram du weex ñu toll ci jamonoy seddaay ñu bëri ci askan wi ñoom dañuy taamu jënd ay diw yoo xam ne xaw na niin. xam nga sedd moom diw yi nii ñooy gën a jar parce que xam nga boo nga bañ a weex parce que tamit dañuy suyee. période bi tamit ay vaseline côté tamit di nga xam ne ay karité la ak yooyu ñoo gën a dox ko jamono jii. ngir bañ seen yaram di dim ñu bëri dañuy jëfandikoo lii di karité waaye tey jii gis nañ ni que tendance bi mooy huile essentielle yi. bu seddaay ñëwee damay utiliser huile d'amande wala huile d'argan def ko sama diw su may tëdd aussi jël huile de baobab hydraté sama peau ba mu nooy ma daal tëdd. dina tax sa peau yi ni ñuy waxee ay écailles lay def moom vraiment du ko def sa yaram dina liis di nga garder sa teint naturel. karité bi xam nga ni mu xaw a xeeñ noonu moo tax ça me dérange un peu daal. surtout que soo marié woo aussi am na góor ñoo xamante ne supporté wuñ ko. huile coco amande carotte yenn ci yu mel noonu bëri na loolu ci marché bi am na pour type yaram bu nekk ndax si dolli ñëpp mën nañ cee jot. huile tamit dafa am différence par rapport ak karité yi am na huile yoo xamante ni nin na pour dañ koy def si diw. période bi moom day jar moom période bi moom macha allah day jar bu baax. huile dañoo bëri façon am na huile yoo xam ne dañuy leeral am na huile yoo xam ne du leeral am na yoo xam ne pour bopp la am na yoo xam ne pour yaram la huile yi noonu la kii comme ay huile carotte argan karité ainsi de suite. on cherul sans dépenser huile yi am na huile yoo xam ne lu gën a yomb 1000 francs mais tamit noonu mën a dem ba varié ba 5000 jëm kaw am na ñoo xam ne tamit mélange lañu préfère dañu naan mélange ñu dem jënd ay mélange 25000 ainsi de suite. seddaay bi day wowal suñu yaram di ko yàq moo tax faw ñu am soin yu baax yoo xam ne dañ koy def bés bu nekk crème wala lait pour suñu yaram crème pour tànk jaarale ko ci loxo yi diw suñu yaram doon na lu njëkk lu ñuy def saay suñu yeewoo ngir mën a am yaram bu nooy te sell. jaajëfal rek waa rédaction bu DTV ci bile élément macha allah ci wàllum diw moom man pour man sax seddaay ak tàngoor yaram moom dañ koy toppatoo. yàlla dafa bind doomu aadama teral ko nit dafay teral boppam. nit da ngay toppatoo sa yaram ndax nit œuvre yàlla la. diw dafa baax mais ban diw ngay diwoo. xam naa ne diw yëpp baax nañ mais bi à base de karité moom dara gënu ko moom ci diw waaw Oustaz Mohamed. waaw yaram dañ koy toppatoo. da ngay gis le prophète sallallahu alayhi wa sallam xam nga léeg-léeg booy diwook yooyu nit ñi dañuy jàpp ni da nga tubaabee da nga kii or li ñu xamul moo di ne le prophète sallallahu alayhi wa sallam xoola hadis bi ma lay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man irtasala yawma aljumaati summa tatayaba wa tadahana min duhni ahlihi c'est-à-dire ku sangu bisu vendredi xeeñu parfum diwu ci diwu njabootam kon utiliser na da ngay gis ne terme diw ñëw na foofu beneen bi ci huile d'olive yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne kulu minhu wa tadahanu dee leen ci lekk di ci diwoo kon yaram huile d'olive dafa baax lool dafa baax lool nit di ko diw sinon li nga xamante ne mooy karité bi tamit ñun biñ nekkee xale ñu daan sama yaay danaan pati karité ak limon
boole ko bu ko defee boo ko diwoo si sa yaram du nekk loo xamante ne day tax doo wow et dina sàmm sa peau quoi. dëgg la dëgg la Fatima. xam naa ne moom seddaay bi moom. ku diwul. da nga mel ni ku jógee place boobu de ah. waaw mag ak xale ñoom ñoo ci yem. waaye ñun fii suñu problème c'est que ñun xamuñu suñu type de peau. parce que peau yi nekkul benn am na ñoo xamante ne dañoo am peau grasse ñii peau sèche. am na ñoo xam ne peau acnéique et cetera te diw bu nekk dafa am na diw yoo xam ne peut-être pour mën na diw peau yëpp mais am na diw yoo xamante ne dañoo ne diw bi pour tel type de peau la moo tax aussi boo demee cosmétique di jënd tamit loolu war nga ko xool liiraale ba xam aussi li nga xamante ne moom mooy huile yi léegi dafa bëri trop parfois sax mën nañ la wax huile d'argan la wala huile lii la fekk ne huile leneen waaw huile leneen la loolu tamit na si nit ñi bàyyi xel bu baax a baax ñuy bàyyi xel tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy xale yi parfois di nga tasanteeg ñoom ñoo xam dañuy jàngi école wala ñu yónnee leen boutique mais da ngay gis ne waaw dañuy weex tàll buñ leen sangoo comme buñ leen sangee ba pare comme li nga wax karité bi moom baax na si am na ñoo xam ne xet bi neexu leen comme niñ ko waxee ci reportage bi mais am na karité yoo xamante ne aussi pourtant dañ ko defar ba pare ñuy defar ba pare waaw am na aussi diw yoo xamante ne sax comme ni nga ko waxee à base de karité la da ngay gis ne dafay niin même karité bi sax bu fekkee ne bëccëg bi daf lay déranger guddi bi par exemple mën nga ko diwoo boo yeewoo nga tàngal ndox sangu da ngay gis ne ba tey waaw li nga xamante ne moom mooy sa yaram dafay liis en plus diw cherul diw moom lu ñu mënti wax cherul xanaa bu fekkee ne da ngaa bëgg ci yokk yeneen affaire ya ca bokkul xëy na ci lay cher mais ci seddaay bi moom je pense que loo am rek mën ngaa jënd diw dëgg la caam waaw dëgg la moom yaram dañ koy defa surtout ma sedd bi comme li Mouhamed wax léegi karité boo ko battee même karité simple nga jël ko batti ko ak glace rek di ko defa baax ak net man net laay diwoo net net bi man nekkee xale daan naa ko gis gisatuma ko mi ngi am ba tey waaw net daal man maa ngi ci démb rek yii yëpp te maa ngi ni man maa ngi ci net rek mi ngi am 300 yaa ngi net de macha allah 300 lay jar dëgg la dafa baax soxna yi pour affaire u diw yeeg yooyu yàlla daf ñu may ay plantes yu bëri Afrique yoo xam ne ñi vraiment àddina bi yëpp dañu koy envier ku ci mel ni karité léegi tubaab yeeg ñëpp dañuy jël di ko def ci cosmétique façon bu nekk donc loolu am na solo itamit am na huile de baobab huile de baobab moo gënati sax karité ñu ngi koy produire lu bëri di ko yóbbu ay Europe ak yooyu man bi ma nekkee Canada dañ fa daan jaay huile de baobab yoo xam ne Sénégal lañ ko daan fabriqué donc vraiment war nañu jóg ci yi ñu yàlla may yàlla daf ñu may lu bëree bëri ñun ñuy dem di jënd ay affaire u Nivea yeeg yu kenn xamul enfin baal ma ci li ma wax benn marque mais vraiment war nañu demaat ci suñu yi ñu yàlla may par exemple même pour plante pour sa yaram mu kii di naan ay nebedaay ak yooyu yëpp léegi tubaab yi xam nañ ko te ñun dañ ko négligé dëgg la même sax kii huile d'olive bu mu doon wax tamit fii nii c'est accessible waxuma la sax diwu bi mais dégg naa sax lekk bi aussi tamit baax na fi nga gis ne nutritionniste yi am naa ko ma ci mësoon invité mu ne comme nen bu nga koy lekk lu bëri baax na mais bu ko toggee ak beurre bu ko toggee ak huile mais huile d'olive lañ ci taamu pour wane ne rek huile d'olive tamit nekk na lu baax dafa dëgg la dafa baax keroog maa ngi wax góor ñi surtout jigéen ñi man jigéen ñi laay wax dañuy xool seen borom kër yi ba ñuy génn ndax xam nga góor moom góor rek la da ngay tasee góor goo xam ne da nga naan xanaa kii moom amul soxna wala ana soxnaam borom kër bu génn ay tànkam weex ay waaw sedd bi nañ jël karité defar ko def ci tuuti glycérine dafa baax di ko diw seen borom kër huile d'olive ku am borom kër bu am sikkim bu bëri na koy faral di utiliser waaw dafa baax waaw dëgg la laajal Mohamed huile d'olive ci boppam moo baax yàlla xoolal daa war sax ci olive wa tiini wa zaytun yàlla dafa war ci olive tellement olive dafa baax ci lekk baax ci diw man nag su ma ko tegale woon ñett fan diw ko su mu ñëwee ngeen ne woon Zeyna Fall baal xeesal bi huile d'olive waaw su ma ko diwoo damay commencé ko lan xeesal dafa baaxul man boo xeesal man ko xeesal de baaxul nga ni boo ko diw da ngay xees li yàq yaramu nit ñi mais xeesal loo xam nga dafa baax moo tax ma ne ko xeesal baaxul li yàq yaramu nit ñi fii ci Sénégal lu bëri ci dëgg la moom loolu dañ ko war a bàyyi wax dëgg yàlla ñàkk xam rek tellement huile d'olive dafa baax huile d'olive diw bu baax la de dañ koy lekk dañ koy diw mais su ma ko diwoo daal moom
Mère Thiam su ma ñëw naa yaa Seyda da ngay xeesal léegi xam naa moom du ci noppi kon ñi ngi jaajëfal waa rédaction bu DTV ci élément bu am solo bi ci sedd bi ñëw na waxtu wi nga xam ne ci la war a ñëwee léegi dañuy xool beneen élément bu ñuy dugal suñu tomb waxtaan te ñëwaat léegi incha allah. ci biir ndakaaru jarul dox ay jéego yu bari ngir seetlu gone yi nga xam ne ñoom ñooy yelwaan moo ne day lu ni mel nguur gi tegoon na fi ab politique boo xam ne da koy tere waaye boobu ba tey gis nañ ne mbir mi tàmbaliwaat na. dafa nekk nguur goo xam nguur tâtonnement la bi ñu déggee riir rek topp ci riir bi bu riir bi jeexee après jeex na donc loolu décision bu ñu nee dañuy dem ci jëlee taalibe yi yelwaankat yi xam nga dañuy il faut faire la différence entre taalibe ak yelwaankat. ñii ay yelwaankat lañ ñoo xam ne kat dañ leen indi fii di leen liggéeyloo ci ay xale yu ndaw donc ñooñu bi si nguur gi waxee da leen fi jëlee bu ñu bëggoon jëlee tey 24 heures dootoo gis kii yelwaan ci mbedd mi. citoyen yi ñoom di dànkaafu nguur gi ci li mu tàmm teg ay projet yoo xamante ne du ko topp am na ci ñeneen sax ñoo xam ne dañoo jàpp ne nguur gi day tâtonner. décision bi ñoom bu ñu koy jël dañu waroon waxtaan ak sëriñu daara yi ba xam circuit bi ni muy doxee ba pare. nga xamante ne ñoom bu ñu jëlee décision bi rek et puis ñoom rek bàyyi mu bañ a yem ci wax dañu war a jëf parce que am na si loo xamante ne moom insécurité si taalibe yi parce que am na ñoo xam ne ñu bëri taalibe yi boo wàññee 100 personnes daanaka 50 yi rek ñoo siy jàng normal parce que ñu si bëri man dama leen di enquête ñoom ñëpp am na ñoo xam du ñuy jàng moom. am na yeneen citoyen yu xamle ne ñoom lii yëpp li ko waral moo di gone yi yooyu di yelwaan seeni nekkin moo metti. commencé nañ fii di taalibe di ko ramasser ay taalibe dina yóbbu taalibe fu nekk mais ñu ngi noonu léegi foo dem nga gis ay taalibe condition fii Sénégal fii boo amul condition kenn la considéré loolu mooy problème fii problème bi condition gisoo ba patron yëpp seen doom yi ñu ngi seen kër. lum si mënti doon gis nañu ne média bi waxoon na ci lu bari ci boobu jamono bi ko nguur gi defee waaye tey jii nii ñëpp seetlu nañ ne mbir mi dellu na fa mu nekkoon. ñi ngi jaajëfalaat itam bi la élément bi nga xam ne tey moo ñu dugal suñu tomb waxtaan bi nar a waxtaane muy xale yi yalwaanu xale yi nag buñ ko waxee fii Sénégal xel yëpp dafay dem ci taalibe ci reportage bi waa ji li mu wax dafa leer am na ñoo xam ne dañuy yalwaan nekk ay xale te duñ nekk ay taalibe comme am na ay ñoo xam ne dañu nekk ci daara yi amuñu lu ñu lekk ñu génn di yalwaan lu mën a am comme niñ koy defee saa su nekk dañ fiy teg ay kàngam yoo xam ne seen xam-xam di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo teewoon ci ay bés bii passé ci li nga xam ne moom lañ doon wax ci émission bi nga xam ne moom lañ jëloon ci wàllu handicapé yi noonu rek lay demee lu ñu yëkkati rek dinañ jël ñi nga xam ne seen xam-xam daf ca ndax ñu dalal fi tey soxna Ilo yow nga ni bind nga livre da ngay bàyyi xel xale yi lu bari dañuy wax affaire yalwaan ci xale yi nan nga ko gisee est-ce que ñi jóge ci daara yi rek ñooy yalwaan wala yalwaan bi fan la bàyyi ko ak ñan ñooy yalwaan. waaw man en 2014 dama créé benn collectif bu tudd Stop à la mendicité des enfants te ay association yu bëri ñoo ci bokk mais du ay ONG ay association wu Sénégal ñi nga xam ne ñii dañuy dimbali xale yi mais ñoom itam dañu sonn ci dimbali xale yi parce que dañu ne que bis bu nekk ñu gën a yokk comprendre ñu ñuy def donc ma dajale ñooñu ñe ma ne léegi nañ def benn kii collectif comme ça ñu jéem ko xeex quoi mais au niveau politique c'est-à-dire que collectif bi amul mission pour muy dem di nourrir xale yeeg yooyu mais pour xeexoo rek la affaire bi daal léegi biñ ko commencé ñëpp dañ doon wax mais yow lan ngeen di indi lu bees parce que nit ñaa ngi fi di ko xeex ci lu bëreek yooyu mais ñi ko doon xeex bu njëkk ñu ci bëre ay ONG lañu ONG yi xaalis xale yi la ñuy dundee dañuy am ay financement ONG yi ñu ci bëre waxuma ñëpp mais ñi ci bëre ci doowu xale yi la ñuy dundee parce que financement bu ñu nee taalibe rek ñu jox leen ay financement waa Europe waa lii voilà ñun même suñu Stop mendicité bi bis bu ne ay américain wala ay kii ñëw bind ñu nañu dañ leen bëgg a financer ñun ñu bañ parce que ñun dañ ko def ci suñu ADN dañ bi ñuy sàmm affaire bi buñ koy soqi dañu wax ne duñu nangu benn financement parce que gis nañu ne day gaañ xale yi donc ñi nga xam ne dañ koy def semblant di xeexuñu ko
dañoo bëgg mu continuer pour ñoom tamit ñu continuer di ci dund daal waaw loolu moom man maa ko fi jëkk a ñemee wax parce que dëgg la waaw bi ma commencé dañu organiser ay groupement ay ONG yu ci bëre daal di lekk ci xaalisu xale yi te jëriñuñu xale yi waaw parce que ñoom dañuy jël ay bureau jël ay kër def leen ci de jël ay 4x4 ak yooyu li ñuy xaalis bi ñuy def ci fonctionnement bi moo ëpp téeméeri yoon li ñuy def ci xale yi donc loolu problème bi donc yooyu yëpp il faut ñu di ko wax il faut ñu xeex yooyu yëpp parce que yooyu yëpp ci la bokk léegi itamit man maa fi jëkk a commencé di wax li nga xam ne reportage bi daf ko wax ne am na yoo xam ne ay mafia lañu duñu nekk ñu maître coranique du dëgg ay mafia lañu dañoo organiser pour exploiter xale yi loolu man maa ko fi jëkk a wax buñ ma tendre micro rek ma ne ñoom ay criminel lañ dañ leen war a tëj dégg nga parce que ràññee naa ne bokkul ak maître coranique après man ma dem seet ay maître coranique ne leen léegi da ngeen may dimbali ci xeex bi yéen ngeen ñëw ak ñun ma def benn conférence bu nekkoon fële nu mu tudda ci mairie de Dakar ñu ñëw fees fa dell ci salle bi ñu ànd ak ay maître coranique ma teg leen ci présidium bi ñu wax tari ne xale yi ak yooyu loolu yëpp kenn waxu ko ci islam c'est pas obligé c'est pas obligé lan c'est pas obligé yelwaan ñu yelwaan beeg yooyu parce que dañ ko jël teg ko religion bi mais am na dëkk yu bëre yoo xam ne islam la ñu ba mu jeex te xale yi duñu yelwaan ak yooyu donc am na yu bëre yoo xam ne il faut que ñu déconstruire ko xoolaat ko firi ko pour xam li tax ñun ñuy def loolu ak li taxoon ñu koy def ak bi ma nekkee xale suñu waa kër Louga xale yi dañ daan yelwaan jóge ci daara yi boobu amul woon mafia bi am tey waaw bu ñu jógee ci daara yi bu heure ndekki jotee ñu ñëw kii kër gu nekk dafa amoon ñett wala ñaar wala benn taalibe boo xam ne mooy taalibeem presque bu ñëwee ñu jox ko mburu jox ko suukar jox ko liñ ko war a jox maanaam loolu ñu tuddee yaayu daara solidarité la woon solidarité la woon kër yëpp léegi bu heure añ jotee ñu dem ñu jox leen añ ñu delluwaat jàngi loolu daara proximité la yi tamit parce que ci biir quartier li daan nekk ñun ñu xam leen ñoom ñëpp donc loolu la woon Sénégal Sénégal looloo fi amoon bu njëkk waaw léegi nag problème bi mooy nit ñi dañuy jóge ci àll boo xam ne kenn xamu leen ñu buub ay xale yu bëri indi leen ci ay ville pour jéem a am xaalis ci ñoom loolu la ñu war a bàyyi yéen seen association loolu lay xeex ñun li ñuy xeex mooy que maître coranique yi nga xam ne sincère nañu ñu xool ni ñu leen di jàppale ak ñu xool naka la ñuy organiser waat affaire bi neneen que ñu am ay daara de proximité yu bëri nga xam ne ci biir quartier la ñuy nekk xale yi jóge ci seen kër ñëw ñu jàngal leen bu baax après ñu dellu bu heure añ jotee ñu dem añi seen waa kër wala quartier bi di leen solidarité ndeyu daara yi tamit man dama am nekkoon en contact ak ndeyu daara yi ak seen association nationale bi demoon nañu ci télé bi sax ensemble ma indaale leen dem naa télé ci Tunkara yóbbu benn maître coranique sama wet parce que li may def yëpp man dama bëgg ñu koy def ak concertation ak waxtaan ak nit ñi nga xam ne ñoo ci gën a nekk waaw loolu nag le gouvernement bi deful gouvernement bi day def ay def yooyu rek def ay yëfam génn ci ba ñuy def retrait bi lan moo taxoon woowu ñu ñëpp teg leen ñu xool niñ koy doxalee ñu xool niñ koy defee dañu xëy daal di ne ñun dañ génn medd bi ma ne waaw loolu de moom neex na mais gëmuma ko bis boobu ay télé yu bëri ñëw ne ma madame Guiabert gañe ngeen ma ne ko gañe wuñu xam naa leen yàgg nañ ko di def léegi ma ne bon dootuma critiquer ci dara damay toog di leen may jàppale pour que affaire bi dugg ñu dem def reportage nekk ci mbedd mi di ramasse xale yi mais ramasse boobu rek sax da ngay gis inorganisation bi manque de compétence bi ay nit ñoo xam ne amuñu uniforme amuñu dara nekk ci mbedd mi am ay camionnettes yoo xam ne amuñu benn signe de reconnaissance ñëw di jël suñu ay doom di leen dugal kenn xamul negam ñoom gouvernement bi moo leen yónni dëggam déet di leen dugal di leen yóbbu
ay centre d'hébergement ak yooyu mais booy def yu demee noonu da ngay créer benn uniforme wala oto bi ñu xàmmee ne ñii pour ramasse xale yi ñi nga xam ne mbedd mi léegi baal ma léegi yéen seen association lan la def ci loolu est-ce que yéen génn ngeen ay xale ci yalwaan bi est-ce que am ngeen ci ay résultats yoo xam ni mun nañ ko xool gis ko ñun amuñu droit génne xale ci mbedd mi amuñu droit am yéen kon lu léegi seen ñun droit lu ñuy xeex gouvernement bi la ñuy xeex pour mu jël responsabilité am ñun dañ doon def ay manifestation ci mbedd yi di nu mu tuddati di sensibiliser population yi ci lii nga xam ne normalul tey normalul suba mais état bi bu fekkee ne bëggoon na ko wax na ko ci reportage bi bu teyoon bëggoon na ko 24 heures benn xale dootul nekk ci mbedd mi mais defu ci budget defu ci volonté moo tax du politique yomb defu ci dara alors que moom moo yore la force publique moom moo yore la justice moom moo yore lu bëree bëre tey jii bu fekk ne woon ne dafa amoon koo xam ne kii dañ ko fa teg mu jóg ci dëgg dafay baax te itam ak concertation parce que tamit imposer ay affaire nii maître coranique yi imposer lii ak laa ak yooyu bon par exemple léegi ñun li ñuy xeexi tamit mooy ñu génne projet moderne des daara moderne est-ce que interpellé ngeen ci gouvernement bi toog ak ñoom interpellé na leen ba sonn def nañu lu nekk bind nañu leen def nañu ay manifestation yoo xam ne ci journaux yëpp la doon génn même journaux français ak ay TV5 ak yooyu yëpp dañ ko doon génne donc xam nañu bu baax a baax a baax man interpellé naa ay conseillers président du man sax mais ñu ci bëre ñi may topp ci ay réseaux sociaux yeeg yooyu interpellé lañu leen ba sonn waaw léegi nag problème bi mooy bu fekkee ne ñun xeexuñu ci loolu ba gouvernement bi dégg suñu baat c'est-à-dire que bon ñun ñu ngi def lu ñu mën mais il faut que askan bi yëpp jàpp ci parce que loolu moom vraiment ak askan bi yëpp lañ ko mën a xeexe mu sotti waaw il faut que ñun ñëpp ñu bañ loolu gis ay doom yoo xam ne yi góom feebar façon bu nekk ñu taxawaal ci mbedd yi en plus ñi nga doon wax sànq waayu 70 ans yi mu tëdd ci xale ñoom lu nekk la ñuy subir ci mbedd mi dëgg la voyou yi dañ leen di yónni naan leen jox demal yóbbu drogue fële ak yu kenn xamul donc même ñi nga xam ne ñii dañ leen di yelwaan loo te duñu maître coranique mafia lañu donc il faut que loolu vraiment ñun ñëpp ñu jóg ci gouvernement bi jóg ci parce que loolu moo tax ñu teg fi gouvernement pour ñu jóg ci donc vraiment baal ma gudd naa tuuti c'est bon macha allah c'est bon merci Thiama waaw yaa seeda li mu wax moom kenn xale moom mbedd du place am wallaahi mais man en général ñi nga gis ñu nekk ci mbedd bi dëkkuñu fi de ñu ci gën a bari man def naa remarque boobu ñu ci gën a bari boo leen toppee ba man am naa ñetti xale yoo xam dañuy ñëw kër ga mais sax seen olof setul noonu boo xoolee fii ñi fi yalwaan ñu bëri duñ ay sénégalais kon loolu benn frontière moo ubbeeku ñu dugg ci biir réew mi te man bu njëkk ba ñun sama kër maam fii amoon na daara dama daan gis ñu dañuy dem Nooraani Ndakaaru waa Payen ñun li dañuy jógee Pout ñëw Dakar ñu dañuy nooraan si bu ñu nooraan see ak ànd ak pa Alaaji yàlla na ko yàlla dañuy ñëw jàng bu fajaree ñu dem cité douane bi fa la ñu yalwaane bu bëccëgee ñu après ñu dem añiwaat gis nga bu ñu musaan jógee Dakar ñëwaat Pout nga gis ñu ne xale yi taalibe ñëw nañ dañuy ñëw rafet sañ sa ñu ne sama yaay daara moo ma defal li sama maam daara moo ma defal ni te ñooñu dañ daan xëy fajar man ci laa gisee ñuy taal jàng alxuraan jàngu pare dem tool bu ñu demee tool bayi bu ñu wàccee añ jàngaat après nekkaat ci kër gi suñu yelwaan mooy dañuy dugg ay quelques kër dañ dem ba miin leen mais man léegi li ma gis Dakar ci yelwaan buntu restaurant yi 3 heures du matin buntu yeneen kër yeneen yi 2 heures du matin da ngay 4 heures du matin da ngay dem génn sax wala nga nekk ci xew man nga xam ne ci xew yi laa dëkk 4 heures du matin nga gis si benn taalibe toog naan meer ndax duma may ma lekk léegi taalibe boobu ani sëriñam ana sëriñam donc am na daara yoo xam ne boobu da leen fi war a jële na ma yàlla gis nga ñu nekk ci yeneen dëkk yi Tiwaawoon daara ya fa nekk ñun yalwaanu nekk ñu Dakar dañuy xëy jàng alxuraan liggéey seen liggéey toppatu sëriñ bi mais Dakar gi ñi fi nekk ñëpp di yalwaan kenn du ci ay taalibe normal seen sëriñ sax duñu ay taalibe dañuy jógee beneen dëkk jël benn baraak def ko rek demal soo indiwul boo amee 8 ans da ngay indi téeméer 8 ans waaw
xaalis bi ci âge bi lay ci âge bi. waa Bagadaaj ay taalibe lañu woon. waa Bagadaaj. waa Bagadaaj. Bagadaaj. waa xam nga fu mu nekk. wetu frontière ba amoon naa ay xale bu ma nekkee Dakar. ñu ngi waa Bagadaaj. déggu sax olof benn race lañ. boo amee 8 ans. da nga indi téeméer. su ma xamoon ne lii la ñuy émission bi ma xamoon ne teeloon yëg lii. ngeen xam ne léppay dëgg. 8 ans nga indi téeméer incha allah boo amee 12 ans. boo amee 12 ans da ngay indi ñaar téeméer. boo amee 15 ans di nga indi 1500. fii ci Rebeuss 8 ans téeméer. kii 1000 francs ba ci 1500. am na koo xam ne xale boo xam maa ngi koy jox dama ko doon jox chaque jour téeméer. yaa Seyda nii la toll. nii la toll bu ñëwee ni ma dama ko jox téeméer ni ko demal ñibbi dama doon jooy. mën na ñii seen yaay yi anañu. maanaam dëkkuñu ñu verser par jour d'accord ci ñu leen di jox xaalis. non parce que boo leen joxalee xam nga lu tax ma leen di jox. xam nga rek ñu sénégalais xolu yërmande bi ak danga naa jur nga doom te su ko joxoo dañ koy dóor foofu rek ngay xoole te xale boobu juddewul fii. Bagadaaj ba dëkk ko da nga leen di gën a lor. non non parce que du ma leen lor xam nga lu tax man noonu laa mel. dama ne su yóbbuwulee dañ koy dóor. te mi ngi doog a wàcc Dakar. xam naa léegi ñu dóor ko léegi sëriñ ba toog foofu. kooku ñu war dem seet génne ko foofu mu nekk. kooku moom lañ doon wëri foofu. gis nga xale yi kenn lay ramaa. foofu la ñu jëli sëriñ ba yóbbu ko dugal ko ci kaso li mu wax. xale yi defuñ dara. maître coranique yi te bu ñu ma àndee ñoom naa ne woon fi ñu nekk de ak kamale na xam. baraag la ñuy daaj. koy joxañ ni Mouhamed Diop nga joxañ dana maître coranique. kan sa doom nga joxañ dana maître coranique. mukk ci àddina bokkul ak ñeneen ñi. la ilaha illallah na leer de bu yàpp yëpp loolu ni res. jaasi du ci am yoon. d'accord kii kañ bu amoon daara moom man kañ jot sa daara. nga dem internet ji yow. man sama ñëw jàng yow sa daara rek. yow dañ la war a subventionné yéen ñi dañ la war a subventionné xaalis bëree bëri waaye jël kii naan ay lii kii laa Samata Ndiaye amuñu suivi di ramasse xale yi dugal ci Sénégal ak bëri ay yalwaankat Fatima yalwaankat dafa am xaalis di yalwaankat man gis naa ñoo xam ne sama dañuy def ñuy guddi def ni loxo rek waaw ak am xaalis sa ay morom am na yalwaankat yoo xam ne maa yoroon benn natt chaque samedi chaque àjjuma junni ndax àjjuma la kii bi di gën a neex chaque vendredi ñu joxe junni bi may jaay ndab yi chaque vendredi ñu joxe 5000 francs di jënd ay ndab ndax am na dëkk yoo xam ne kenn du fa yalwaan de bant boobu ça porte malheur mooy Mali gi fii lañ leen indi yoo xanaa demoo fii front de terre waay yalwaan ma naqar du ma neex fii yalwaan Dakar la neexee de bu seen faaxee joxe téeméer ma joxe juróom fukk kii joxe téeméer aka neex loolu nag mooy lor nit ñi mu ngi lool xaalis ngeen bàyyi di joxe xaalis boobu yëpp doy na xam nga nee naa ko yow li tax ñu tuddee la maire état waaw bëgg du hasard ndax moom macha allah am naa ay doom ñibbi nañu waaw dëgg la dëgg la mendicité des enfants comme nuñ ko bindee business florissant dafa nekk lu dëgg dafa am benn expert boo xam ne Nations Unies la nekk moom domaine am si la traite des personnes la mu wax loo xamante ne dafa nekk lu extraordinaire mu ne boo 30 000 bu ñu jëlee 30 000 taalibe xale yi taalibe bu ñu leen jëlee ñu ne ñoom kase dinañ générer lu tolloog 5 milliards par an 5 milliards par année te loolu noonu yëpp ci maître coranique yi la jëm donc li ñu doon maître coranique yi yan xaalis pour te dire que yelwaan bi donc business la business boobu ñu ciy wax dafa nekk lu dëgg te boo xoolee ñun fii bu ñu nee taalibe mooy lan mooy kan mooy élève bi mooy disciple bi mooy maanaam kuy ñëw di sàkku ci xam-xam te boo xoolee au début parent bi bu jëlee doomam di ko jox ku koy jàngal alxuraan c'est pour kooku mu def ci moom éducation mais aussi jàngal ko téere alxuraan gi képp kuy jullit di nga ko bëgg di nga bëgg sa doom ñu def éducation bu war di nga bëgg sa doom moom mu xam diineem jàng alxuraan saari waaye bu fekkee ne nii lañ koy defee de man de bëgguma parce que boo xoolee bërëb yi ñuy yóbbu xale yi mais c'est terrible salte ba fa nekk déjà boo duggee xet bi lay accueillir mais da nga naan fii nii mala sax boo gisee seen barak yi da nga naan mala sax munu faa dund astumalaak nit ci reportage bi mu ne doomu patron yi am na ku ne doomu patron yi ñoom ñëpp ñu ngi seen biir kër pour man duñu ay patron de mais nit mooy patron nit ci boppam donc loolu xale yëpp seen place ci biir kër ga la war a nekk bu ñu nee état dëgg la am na ci part de responsabilité mais parents yi nag seen way jur yi am nañ ci part de responsabilité man mii rek ba ma jugee vacances yi passé yor sama doom ma ne damaa bëgg mu jàng alxuraan buñ ma waxee am na fu ñuy jàngalee bi ma demee mais bi ma gisee conditions yi dama nee non fii du ma fi dugal sama doom parce que man am naa lu ma bëgg naa au moins
fu muy nekk di fa jàng mu nekk bërëb boo xam ne man fi ma toog sama xel dina dal kon foofu noonu parents yi la ñuy wax ñoom seen devoir joué wuñ ko ba nu mu en fait ignorance waaw moo gën a bëri ci loolu parce que xamuñu ña nga ca àll ba des fois xamuñu li fi xew mais waaw di jox sa doom koo xam ne mënulu ko dara joxoo ko dara lu mu ko dundalee du ko yalwaan taalibe déggoo li ma la wax loolu fi ne taalibe yi fi ne dëkkuñu fi mais ñoom mais xam nañu ne doo ci woo benn xale mun na maa ngi tudd Moussa Ndiaye wala Aline Ndiaye amul dëkkuñu fi nuñu tudd ya monsieur mais parents yooyu xam nañu lu seen doom yi di dund xam nañ ko mais Fatima ci jël sa doom jox ko koo xam ne amul lu mu lekk amul lu mu naan bu ko yalwaan loo kan la mais kan moo ko def waaw mais loolu laay wax ma ne kon boo xoolee kon loolu yëpp da nga naan responsabilité bi c'est partagé parent bi moom jël na décision pour abandonner doomam pour séparer wu ak doomam léegi nag teg ko ci benn loxoy nit pour kooku jàngal ko kooku tamit am na ci part de responsabilité yow buñ la nee xale bi jàngal ko te am na xale yu bëri boo leen laajee duñ la taril boo mooy tuur duñ la taril am na xale yu bëri ñi nga xamante ne seen xel xam nga lan moo ci gën a nekk naka laay fajaroo ba nekk ci mbedd bi ba teel a am xaalis bu doy ak pour mën ko gaaw jox sama sëriñ yow déjà sa xel ak yëpp mën nañu sa xel xaalis sa xel bu kiiwul bu tranquille lu ñu lay jàngal lu mu mën a duggee am na xale yu bëri tey boo leen ñëwoon nga bëgg a leen tariloo yenn saar yi duñ ko tari ba pare da ngay gis ay xale yu ndaw lañ 5 ans da ngay gis à partir de 5 ans wala 3 ans jëm kaw mais ñoom man je me demande maître coranique yooyu noonu bu fekkoon ne xamoon nañ li yàlla wax ci xale de 0 à 7 ans est-ce que dinañ def loolu maître coranique yi am nañ ci part de responsabilité léegi ñu ñëw ci ñi nga xamante ne mooy population bi ñoom tamit kenn mënu leen ci génnee parce que tey xam nga yaa ngi naan xale bi buñ ko jox xaalis ak yooyu mais ñun fii dañoo am benn réalité moo tax parfois tu te demandes est-ce que nekkul population bi moom moo feebar ñun dañoo gëm ay sëriñ te boo demee ci sëriñ lan lañ lay digal pour nga sarax dañ la naan sëriñ ba sax moo la naan sarax ko ay xaley taalibe moo tax ba ñu jugee woon état bi jug mu ne dañuy interdire mendicité ñu bëri dañoo jug dëgg la am na ñoo xamante ne maître coranique yoo xamante ne ñu ngi jouer seen rôle normalement jug nañ parce que dañuy wax yelwaan xale bi fi mu tëdd ci poubelle lay nural xoolal li xam nga lii nii lii sa boo ko gisee waaw ana yaa boo ko gisee sa ya lii jur sànni lañ ko mën a wax de jur sànni kële dina jur rey waaye kii tamit dafa jur sànni donc nga gis ne li ma doon wax sànq ñi nga xamante ne ñoom ñooy population bi seen jëmm bopp population bi ñoom ñooy jël sarax bi di ko jox xaley taalibe yi parce que dem nañ ci benn sëriñ ñu ne leen jëlal tel sarax nga joxe ko dëgg la am na maître coranique yoo xamante ne ñoom dañuy def rek te yàlla tax te boo xooloo yelwaan bi ñu si bëri boneen laajee dañu naan pour toj xolu xale bi la pour que mu mën a oyof ak yooyu comme yéen li ngeen doon mertiama li nga doon wax yelwaan bu njëkk ba ak iloo nu mu ko waxee loolu bu njëkk ba mais man sama génération bi xamuñu yelwaan boobu pour ñun yelwaan mooy lu ñuy gis tous les jours koo xam ne xale boo xam ne fajar teel da ngay tasanteeg ñoom guddi lu mu guddi di nga tasanteeg ñoom ñu nekk si mbedd bi ñuy eere te xam nañu mbedd bi danger yu mu am yëpp ñuy eere sans protection donc responsabilité bi ca parent bi la maître coranique bi ci état bi ba ci ñun ñi population bi kenn mënu cee génn dëgg la doy na waar Oustaz Mohamed yaa ngi reetaan de yalwaan bi yalwaanu gune yi maa ngi jaajëfal ñi jot a jël kàddu yëpp soxna Ilo Yaboy ak soxna Fatima dañ may permettre pour balaa ñi ñuy déglu ñuy indi amalgame balaa ñuy woote mooy ni titre bi dafa leer mendicité des enfants man j'aurais préféré su ñuy utiliser terme ñu bañ a utiliser talibé mais ñu utiliser xale yi yalwaan xale parce que loolu la ñuy xeex xale bi yalwaan wala xale yi taxawaalu loolu boo ko waxee rek li nga bëgg a sàmm dina sàmmlu te keneen du ci gis boppam moo tax fii sax loolu la ñu bind waaw loolu laa wax ma ne li ñu bind ci thème bi ñu utiliser terme yooyu dinañu gën a jàppale balaa keneen di jàpp ne moom la ñuy wax xam nga moowu taalibe ci arabe moowu arabe la li muy signifier mooy étudiant taalibe si cosaan mooy ndongo daara bi nga xam ne mooy dem di sàkku ji xam-xam
su ma yoroon dictionnaire di définir taalibe damay koy tuddee benn époque ak benn époque mais suñu époque bii nii taalibe mooy kan mooy xale bi yor pot moo xam potu weñ la wala potu këwsu dem di yalwaani kon li nga xamante ne mooy mot bi sens réel bi mu amoon commencé na ko ñàkk dem ci leneen kon léegi kan mooy taalibe mooy xale bi nga xamante ne mooy yor pot bu ñu bënn utal ko buum mu gàllu ko ci loosam wala ab pot boo xamante ne moom la yore di taxaw ci feu rouge yi wala di taxaw fu nit ñi dajale pour yalwaan kon kooku mooy ki nga xamante ne mooy taalibe loolu daf may éviter pour ka nga xamante ne mooy jàngale alxuraan du jàpp ne ay ndonga daaraam lay waxal parce que loolu c'est autre chose moo tax du ma sawar di utiliser maître coranique parce que boo waxee maître coranique li nga bëgg a faju du faju parce que dafa nekk benn sensibilité boo xamante ne ëpp dafay daal di am nu muy agiré ne kii man lay waxal li nga indi yëpp da koy rejeté mais ñun ñëpp dañuy dëppoo que ni Sénégal li fi nekk ci ay nit doyul ba am ku ñuy marginaliser ci touche bi bañ ko yittewoo mooy ne ñun 12 millions 14 millions yooyu yëpp lañ war a defar pour ñu jëriñ réew mi loolu moo tax xale madame Ilo wax na ko Fatima wax ko sama yaay wax ko place am du mbedd bi mais place am mooy ca kër ga ca jàngekaay ba wala ci li nga xamante ne mooy ca école ba léegi nag xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci mbedd bi di yalwaan loolu ñun ñëpp ñoo ko war a xeex ñun ñëpp ñoo ko war a xeex ak anam bi nga xamante ne moom lañ koy xeexee bu njëkk ba suñu waxaan taalibe mooy ki nga xam ne moo nekk ca daara ba di jàng certes ñun ñëpp xam nañ ne jàngu daara moo jiitu ci réew mi bi colon yi ñëwee ñu indi fi école bi ñu indee école di jàngale li nga xamante ne mooy français subventionné école jël en charge ñi nangoo jàngi fële ñi nga xamante ne nangoowu ñu jàng fële jëluñu leen en charge moo tax sëriñ si kër yi nga fi dégg Tiwaawan ak yooyu yëpp sëriñ si dañoo ñëw bay ab àll nekk fa ak seen taalibe demuñu ci kenn di ko yalwaan di bay di dundee di jàngale di bay di dundee di jàngale ñooñu nga xamante ne ñoom la sëriñ si doon jàngal dem ba ku ci nekk samp sa daara mais tamit demaat ni nga xamante ne mooy noonu di bay di dundee di kii parce que amul keneen koo xamante ne moom moo lay kii ni sénégalais yi bëgg li nga xamante ne mooy alxuraan bëgg li nga xamante ne mooy diine daan joxe li nga xamante ne mooy seeni doom pour ñu mokkal alxuraan léegi xale bi bu demee pour mokkal alxuraan mën na am charge yi ni muy ñëwee dafay bëri ci sëriñ bi parce que ñu ci bëri parents yi dañuy joxe seen doom te duñu joxe li nga xamante ne mooy kii dafay feeñ ci ne ci sunu mentalité ñun la société sénégalaise di nga gis koo xamante ne mën na fayal doomam 12 000 francs pour mu jàng français mais bu xale bi di wàcc di dem jàng alxuraan àllarba mu ngi koy jox 100 francs bu muy yóbbul sëriñ bi quelle différence tu donnes 12 000 francs pour ki nga xamante ne mooy école bi nga jox àllarba nga joxe 100 francs léegi 100 francs yooyu boo xoolee 100 francs 500 élèves moo lay jox 5000 n'est-ce pas kon nga gis ne loolu doonul woon doy moo tax xale bi danaan jàng heure u jàng sama yaay mu ngi koy wax fajar mooy heure u mokkal alxuraan kon xale boo gis muy génn fajar man su ma gisee ñiy yalwaan la may wax ne mooy ñii xanaa jàng parce que dafa am heure bu ñuy mokkalee alxuraan heure fajar nga war a toog mokkal alxuraan ñu gis la ci mbedd bi ngay njëkkalante ak kaar yeeg yooyu kon yow nekkatoo taalibe buy sàkk alxuraan mais xale buy yalwaan nga xale buy yalwaan nga léegi nag xale yooyu di yalwaan madame Ilo mu ngi koy wax benn ñooñu lañ war a xool def ci étude li koy jiitu mooy volonté politique man damay demander ministère bi nga xamante ne moo yore wàllu famille ak xale yi lan moo war a doon li nga xamante ne mooy taxawaayam ci xale yooyu di yalwaan parce que dañ leen a war a jële fii nii su doon anam boobu la ñuy jàngalee alxuraan kon foo demee Màkka di nga fa gis ñuy taxaw di yalwaan soo demee feneen di nga fa gis ñuy taxaw di yalwaan mais am na d'autres mode yoo xamante ne wala modèle yoo xamante ne ci la ñuy jàngalee li nga xamante ne mooy alxuraan nit mokkal na alxuraan te taxawul tàllal loxo kenn nit mokkal na alxuraan te taxawul tàllal loxo kenn kon li mu laaj moo di ne volonté politique bu réel bu dëggu
pas loo xamante ne chômage population bi wax nañ rek nga ñëw def benn mbir nii daal di kii nii wala am na benn kër bu lakk am ay xale yu fa kii nii nga daal di accuser ne taalibe yi la nangam ak nangam là d'autres kër ñu ngi lakk kon nañu suñu kii problème du kër diw moo lakk wala xale yi ñoo bëri mais na nekk volonté mooy ne ñii di taxawaalu ci mbedd yi ay doomi Sénégal lañ te ñoom dañoo am droit ak jàng ci dox seen digganteeg jàng te mooy que leen di utiliser moo xam da leen di liggéeyloo wala di leen tàllal loo loxo kooku lañ war a dem xam nga arab dafay wax benn masal iqfil al baab alladi yati minka riix tastarix ngelaw li dalaa sonal demal tëj bunt bi ngelaw li di duggee bu ko defee nga noppaliku ngelaw li dalaa sonal tëjal bunt bi ngelaw li di duggee bu ko defee nga daal di noppaliku léegi bu ko defee ñu différencier entre taalibe kii sàkku xam-xam boo demee Tiwaawoon dem Touba dem feneen ak feneen même ñëwal fii nii Dakar am na ay xale yoo xamante ne ay taalibe lañ moo arab la rek ñu ngi si seeni daara di mokkal alxuraan mais am na xale yoo xamante ne ñu ngi taxawaalu mus naa ko wax interview benn télé ñu interview ma ci loolu dama ne man mi jàng alxuraan léegi-léegi xale dina taxaw ci buntu li nga xamante ne moom mooy kaar bi di yalwaan di jàng alxuraan sénégalais yi di kontaan jàpp ne fekk na li muy jàng daf ko dambat si commence ba ci fin jàngul alxuraan mu ngay wax ay kàddu yu niroog alxuraan mais jàngul alxuraan kooku li muy tekki moo di ne dafa am ay bugguma tuumaal parce que defuma ci étude mais am na ñoo xamante ne dañuy mokkuloo xale yi quelque baat parce que sénégalais yi fii nii sama genre bi nga xamante ne jànguñu soo waxee kii neexala alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne kii mu ngay jàng alxuraan bu ko defee gëm gi ñuy gëm ki ni mais nga gis xale bi li muy jàng munu ko mu ngi koy yàq léegi ki nga xamante ne moom mooy saraxe ki nga xamante ne mooy génnee man j'aurais préféré que ne au lieu que muy jox xale boobu sarax mais na dem ci daara bi nga xamante ne oustaz mu ngi fa toog yore li nga xamante ne mooy ay ndonga daaraam ak ay taalibeem di leen jàngal te mën na am li mu am doyu leen mu yóbbu fa loolu mooy ne la société moo war a organiser wu waat société bi moo war a organiser waat parce que bu fekkente ne xale bi dañ koy jox xam nga sooy dóor xale chaque jour bu la dul indi di nga xam ne fa mu doon wutee moo amatul kon di nga wuti beneen méthode léegi bu fekkente ne dañoo jël sarax bi ñu war a ki donte ne entre guillemets loolu sax du sarax balaa ngay sarax rek ñu santaane la loolu du sarax moo di ne tey ci koñ bi yaayu daara yi comme léegi rek je pense am na journée nationale bu ñuy def togg yóbbu ci ñi nga xamante ne ñoo yore seeni kër je pense loolu lenn la ci solution yi nga xamante ne mën nañ ko kii ni da ngay dox léeg-léeg ci mbeddu Dakar yi à 23h à 23h nga xam ne bu dee ñu ngi temps bi ñuy jàng 23h tëdd nga parce que daara da ngay teel a tëdd ndax da ngay teel a yeewu 23h tëdd nga soo tëddee kon xale bi ngay taseel 23h benn jour mës naa dem fii ci benn restaurant ay 23h 0h ma taseeg xale bi moom may yalwaat ma ne ki ma àndal kii ban daara lay kii moo tax ñuy wax ne ndonga daara xam nga kii xale la mooy ñoo xamante ne seeni waajur léeg-léeg nga gis sax ñoo xamante ne kër la njaboot la ñoom ñooy yabal seeni doom ñu solu comme solinu li nga xamante ne mooy taalibe pour kii kon je pense que ne état bi foofu la war a volonté politique la état bi war a am orienté li nga xamante ne mooy kii jële xale yi taxawaalu suñu waxee xale taalibe yi day jur ñu am ay noon mais jële xale yi taxawaalu ci mbedd bi su fekkente ne xale bi ko koy taxawaalu loo day mbubuwoo alxuraan ñu dem daa di koy xeex parce que du loolu la alxuraan santaane alxuraan li mu santaane moo di ne xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba di ko jàngale ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan te di ko jàngale kon bu boobaa kii sant xale bi noonu dañ koy wax ne certes bëgg nañ xale bi mokkal alxuraan mais pas à cette façon pas ci manière bii nii la xale bi war a mokkale alxuraan mais xam nga Oustaz Mouhamed ñun suñu problème xam nga mooy lan ñun alxuraan gëmuñu ko effectivement Sénégal genn wàll gi du dañoo gëm alxuraan moo tax ñu joxe seen doom pour ñu jàng ki jël doomam jox ko sëriñ boo xam ne leer na ko ne bu añee du ndékki bu ndékkee du reer nga jël sa doom jox ko lan nga bëgg ci moom et puis jël sa doom joxe ko te doo fay Sénégal kenn mënu fee am doom ju jàng te doo ko fayal wala am ku jël responsabilité di ko fayal mais parent bi jël doomam
gis benn paa bu nekk fee jàng alxuraan te jàngam sax normalul mu jël doomam jox ko mais kooku nan lay def bu amul lu mu lekk du yalwaani te nag gis nga yalwaan du fi neex a jële soxna si ñi jàng alxuraan di yalwaan neexu fee jël de xam nga lu tax dafa nekk benn base boo xam ne fii ci Sénégal këru diine boo tudd ña fa nekk tey ñu leen di raamal ko sukkal jaar nañ ci yalwaan mais ban façon yalwaan jamono boobu ak jamono bi nag du ñu benn ndax boobu jikko yi yàquwuñu nit du dugg ci kër jàmbur di yalwaan sàcc portable wala mu rocc pochette yóbbaale ndax boobu ñoom jàngal nañ leen maandute dañuy ñaan lu ñu lekk pour mën a toog pour mën a jàng mais tey ki jël doomam joxe mais ki nga ko jox man ku ma jox sa doom ne ma naa ko jàngal te joxoo ma dara aw ma lu ma ko jox du ma ko wax demal yalwaani mais dama koy wax demal yalwaani na gouvernement bi jël ay responsabilités am alal ji muy jël di ko dugal ci nasaraan na ko dugal ci alxuraan bi te nag ku ci am soxla dem raam darti ca ka nga xam ne moo jàng alxuraan tàllal ay loxo ne ko ñaanal ma góom bi fu mu nekk dañ koy wokku ndaxte foofu la nekk tey ku fi am soxla da ngay dem ci sëriñ ba nga yaakaar ne ko ñaanal kooku alxuraan la jàng donte koo yaakaar yàlla la yaakaar mais buñ nee yalwaan tey sànq yéen ñëpp yéen a ngi utiliser maître coranique même man xaw naa am lu ma yëg ndaxte man maître coranique laa damay jàngale alxuraan du problème bi loolu ñiy jàngale alxuraan dëgg seen élève waaw man du ma leen boole non pas yow sax man bu may wax vision boobu la ñëpp am laay wax waxuma ñeneen ñeneen ñi ñoom criminel laa leen tuddee criminel man dama am sama wax lu leer mafia ak criminel mafia waaw xam nga dañ ne xale yi taxawaal ci mbedd waaw mais boo gisee xale rek suñu ba da nga naan taalibe dëgg la parce que mentalité boobu moo nekk suñu bopp xam nga dëgg rek la yàlla bëgg gis nga mënuñu def différence boobu lu waay xam lu waay iñaani tubaab xonq na karago gudd na boo gisoon léegi xale mu taxaw ci mbedd da nga naan taalibe waaw dëgg la da nga naan taalibe am yàlla jox la léegi moo tax ma ne ñun suñu waxee taalibe ki ñuy déglu na xam ne waxuñu ci ki nga xamante ne mooy dem di jàng daara alxuraan mais définition bi ñuy dugal taalibe mooy ki nga xamante ne moom mooy taxaw di yalwaan xale bi taxawal par exemple bic alma bic da nga may jox bic pourtant bic marque la mais dafa dem ba stylo bu nekk ñu tuddee ko bic léegi nag comme ci njaal benn loolu laay wax sànq ci njaal benn ki ñu daan wax taalibe moom mooy ki nga xamante ne mooy jàngee daara di jàng alxuraan léegi nag kooku nga xam ne moo daan ñëw ci yenn heure parce que taalibe bu njëkk nekkul n'importe heure lay yalwaan ci yenn heure bu heure kii jotee comme ça ndekki di nga gis taalibe yi ñëw bu heure añ jotee di nga gis taalibe yi ñëw timis bu ñuy timisee ba pare la ñuy dox léegi waaw léegi nag jànguñu bubu boobu dafa am ñeneen comme ni bic demee ba ëmb bindukaay yëpp noonu la turu taalibe demee ba ëmb turu bépp xale buy taxaw di yàlla waa maître coranique yi ñoo ko war a gën a xeex parce que ñoom la gën a taqal seen dar gën leen yàqal gën a yàq seen affaire donc ñoom ñoo gën a war a xeex loolu parce que ñi nga xam ne ñi bokkuñu ci ñoo bëgg cee rax di profité ci religion bi pour def loolu ñoom la ñu gën a gaañ il faut que ñoom ñu jóg ci xeex ko. mais madame kan mooy maître coranique. maître coranique bu jëlee xale nga xam jàpp ko dóor mais wane nañ fi ay photo yu ba taay ay xale yoo xam ne dañ leen dóor ba nga naan est-ce que lii nit moo ko doon def mais kooku bu taxawee mu ne moom mooy jàngal ñi alxuraan lan leneen nga leen mën a tuddee moo tax il faut ñu wax ci affaire projet daara moderne il faut ñu wax ci loolu léegi yéen gouvernement bi léegi yéen gouvernement bi xeex bi ngeen di xeex mus nañ leen see fekk si wala fekk si wuñu leen ci benn yoon. fekk si wuñu si mais en fait depuis des années dafa am projet bu ñu tuddee projet des daara moderne projet boobu yàgg na mais ay association ak ay maîtres coraniques ak ñu bëri ñoo toogoon di ko waxtaane boobu dañ koy enterrer ci biir ay tiroir rek. waaw léegi bi ñu xeexee ñun ay 94 95 ñu génnewaat affaire bi. biñ ko génnee ñu ne léegi. dañuy en fait dañu génne ay critères teg ko maître coranique ne ñun d'accord uñ ci loolu parce que dañu génne projet bi wax ne waaw maître coranique léegi dafa war a jàngale itam français dañu war a jël daara def fa jàngale yi ñuy jàngale mais itamit dañu war a rax pour ñu ne enseignement entier la bon am na yeneen point daal man mokkalu ma point yooyu mais première dame waxoon na ci daara moderne dina am bu mu tabax bu tudd Rama boobu fu mu ci toll jotoon na sax énoncé benn somme bu kii. waaw mais am na ay daara moderne yu existé déjà. mais daara moderne yooyu en fait yi nga xam ne gouvernement bi moo ko war a sanc mooy
dañuy réglementer secteur bi ñi nga xam ne ñoo baax bokk ci critères yi ñu bind ci projet bi ñu dimbali leen waaw loolu am na importance trop ça veut dire que dañuy def ay critères wax ne yow yaa ngi jàngale bu baax jàngalekat dëgg nga xale yi ñu ngi ci conditions yi nii naa donc yow dañ la war a subventionner te man loolu d'accord naa ci pourtant du ma musulmane sama yaay musulmane la mais man du ma musulmane dégg nga léegi am na ay xaritu activiste yoo xam ne dañ ma ne déedéet laïcité waruñoo subventionner kii religion man leen man sama bopp billaay sama yoon nekku ci man xale yi laa xool seen avenir man sama yoon nekku ci ñu nañu subventionné xale yi au lieu ñuy jël ay milliards di ko def ay jam ñaajo wala di ko def ay TER wala di ko def ay ñoo xam ne yi ay quelques kilomètres ak yooyu wala ñuy jël suñu xaalis di ko lekk ci dëkk bi di dem di tabax almadi yëpp nañu bàyyi loolu ñuy def xale yi pour man 1 milliard rek buñ ko génne woon par an xale yi dina nekk ci bonne condition donc man moo tax ma gën a mere gouvernement bi gën a mere suñu dëkk ndax loolu parents yi am nañu responsabilité c'est vrai mais parents yi ñu ci bëri jànguñu amuñu pexe tamit xamaanuñu ci àll da ngay dem ñu nekk ci benn case comprendre ñu li xew benn waay jóge fee sol ay mbubbam yu baax déguisé maître coranique jaar foofu ñëpp naan ay yow nitu yàlla ki ñu ñëw nuyu ko kii ko dalale ko di ko jox ay ganaar muy lekk ak yooyu ñoom si seen bopp amuñu luñ lekk di ko dalale buñ ko dalalee quelque temps yooyu après mu ne leen waa léegi damay dem ramasse xale yi yóbbu bàyyi leen ma yóbbu leen ñooñu dañuy déguiser def seen affaire yëpp ba pare nag indi kaar ba mu fees ay njaganjaay xale yi fii dem ay géejawaay wala yooyu jël ay kër yoo xam ne kenn bëggatu ko louer ma nga inondé depuis ay at amul dara lu baax ñu jël ko def feesal fa xale yi jël ay xale yu góor teg leen fa pour ñu kii ñoom ñu dem dëkki seen kër yi ak seen jabar di lekk lu baax di tëdd fu baax loolu nag loolu sax ci état bi la war a jóge parce que suñu mbokk paysans yi nga xam ne xamuñu sax li xew ci Dakar ñun ñoo leen war a sensibiliser man tey jii bu ñu amoon xaalis ñun Stop Mendicité malheureusement dañu ne duñu jël benn financement te dañu dëgër ci loolu parce que tey jii bu ñu bëggoon léegi am nañu ay financement yu jóge fu nekk mais ñun dañ ko bëgg a def de façon sincère pour xale yi mais bu ñu amoon financement tey dama bëggoon rajo yi lu tax du ngeen jël financement te xale yi nekk ci mbedd mi dinañ ko soxla waaw mais problème bi mooy itamit comme financement bu dafa rax ak ay yu bëre c'est quand même difficile de mais comme yéen li ngeen di def leer na wóolu ngeen seen bopp voilà am ngeen conscience tranquille ci li ngeen di def mun ngeen jël benn financement boo xam ne nit ki bëgg na def ngeen jël foo xam ne koo xam comme li nga wax léegi financement jóge extérieur ay américain wala ay kii ñëw di melewu suñu ay affaire man loolu yow loolu moo la gënalul voilà man bu ma bëggoon financement dama bëgg financement ci dëkk bi ñun par exemple Stop Mendicité ñun ci suñu bopp ñooy jëlal suñu bopp taxi ñooy kii te amuñu moyen torop mais liñu suñu cotisation la léegi ñun bu ñu amoon financement dama def benn plan de communication boo xam ne bu ñu amoon financement Elo li ngay xeex xam nga xeex bi dafay ànd ak financement dafa ànd ak ay moyens yu bëree bëri kon comme li ngay wax gouvernement bi nanguñu wuñu leen fekk si ba pare te yéen seen propre moyen ngeen di demee te amu leen moyen kon li ngeen di xeex dina sotti en tout cas fi mu nekk nii ñun suñu projet bi ñu gën a am mooy plan de communication boo xam ne bi sensibilisation c'est-à-dire que tey bu ñu amoon ba am dañuy dem ci télé yi ci rajo yi jël fa ay spot chaque avant journal ñu teg benn ci waaw rajo yi yëpp ak télé yi yëpp xam nga même boo nekkee ca àll am na ñoo xam dañuy déglu rajo ñu def ko en pulaar def ko en wolof def ko en manjaak ak façon yooyu yëpp ñu def ko ci di leen wax naan leen ñetti baat benn baat bàyyi leen seen xale yi ngeen di jox n'importe qui wax leen ne leen li xew ne leen dañ leen li yelwaan loo di leen sonn loo di leen lii di leen laa donc bàyyi leen loolu beneen baat askan bi bàyyi leen di joxe xaalis bi lu mu metti
nga baal ma lu mu metti metti buñ ko dóoree tey dóor ko suba dóor ko gannaaw suba comme li mu wax bu mujjee dina ko bàyyi parce que dina neex ñii ñoo ko joxatul kenn joxatu ko léegi bu ñu mànkoo woon bu ñu mànkoo woon bañ a joxeeti loolu bu ñu leen sensibiliser dëkk bi wax leen ko man xam nga ni may def man bu ma tasee ay taalibe damay waxtaan ak ñoom yóbbu leen ci boutique ne leen léegi lan ngeen bëgg parce que dama bëgg ñu am ay réaction xale ndeysaan ay xale lañu kii ne ma lii laa bëgg kii des fois lu cher dañuy meew wala lii ay 600 wala yooyu ñu bëre wër ma ku ma lay jox dama koy buddi wala naanal doo ko dem di ko jaay man lu may def ci ñoom dama bëgg mu dugg ci ñoom bëgguma ñuy génnaat ak moom di dem te dama leen koy expliquer dama leen ne man du ma joxe xaalis xam nga li tax du ma joxe xaalis d'accord ma ci ñu ne man leen waa d'accord ma ci parce que seen sëriñ waru leen a yónnee ngeen di yelwaat ñu daal di may xool man leen yéen xam ngeen ne yéen dama leen di xeexal léegi nag dama bëgg ngeen ñaanal ma parce que man gëm naa seen ñaan da ngeen ma ñaanal comme ça ñu gagné dégg nga ñu di ma xool mais cër boobu nga leen di may rek di waxtaan ak ñoom ak yooyu rek da ngay gis ne lu mag a mag la lay def ci ñoom voilà donc vraiment am na nit ñoo xam ne dañ leen war a kii daal et puis itam daara proximité yi li tax lan moo tax kii met ko daan yi di jógee xaw ma fan di dem xaw ma fan di ramasser ay xale di ñëw xaw ma fan di leen ñelwaan loolu circuit bu mag boobu moo ma si jaaxal yow li tax munoo nekk dem ubbi daara par exemple ca biir Fuuta village yi la wër yëpp ñëw bu heure weekend jotee ñu ñibbi ak yooyu li tax ngeen di bëgg a ñëw fii ci Dakar pour gagner xaalis waaw moo tax nag xaalis boobu nag mooy nerf de la guerre buñ ko bàyyee joxe rek xam nga ñun Sénégal dañu am ay réalité mooy gis nga sénégalais dafa bëgg joxe bëgg sarax gëm sarax am na koo xam ne bu xëyee suba bu saraxewul du nekk daf naan tey man de xëy naa saraxew ma deretu sénégalais yi la loolu di daw sax dañ ko war a sensibiliser waaw mais gis nga yaa ngi wax ne na ubbi daara ca Fuuta gis nga ko ubbi daara ci biir fu mu mën a doon gox di jàngal alquran koñ ba mu dëkk duñ ko fay man maa la wax loolu li ma lay wax réalité bu lu leer laa lay wax mooy li ma la wax ne am na jullit ñoo xam ni gëmuñu alquran am na koo xam day joxe doomam pour bëgg a débrasser wu am na koo xam ni moom yaram bi moo ñuul mais li ci biir nasaraanu kese la idée yi mooy alquran bii muy dugal doomam gëmu ko dafa bëgg a noppalu dafa bëgg a débrasser wu ci doomam wala nit ñi li ñuy wax kooku nag du am résultat ci doomam mais nag joxe sa doom ñu paasal ko réew ak réew mu ñëw nga toog des années doo ko dégg doo ko gis dama ne bu yalwaanoon lu muy lekk mère Thiama kan mooy maître coranique nga doon laaj ko Oustaz Mohamed wala nga laaj ko Fatou ma laaj leen kan mooy maître coranique xam nga dañuy wax ay maître coranique mais dama bëgg laaj kan la ndax léegi ku jóg dama yàlla baal so sa garam boobu wallaay bokk téere bi acca na gudd déguisement la am na ñu ci bëri ñoo xam déguisement la satalaga xale yi wax ñu jël téléphone bi Ami Dieye salaamaaleykum laa bëgg laaj ñu ngi sant bu baax Dieye maa la raw Dieye ñu ngi lay ziar Dieye alhamdulilah Dieye nangul nañ la ko ñun tam ñu ngi lay ziar bu baax a baax yaay boo yeeg sama sëñ beeg ñëpp maa ngi leen di ziar dëgg la ñu ngi lay fay di nuyu si waa plateau bi mais Thiama Mouhamed mu si yar gi macha allah. dëgg la waaw sama doom la maître coranique la moom. di yónnee nuyoo rek si plateau gàmmu gi macha allah kontaan nañu. dëgg la alhamdulilah macha allah yal na leen yàlla fay. amiin 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 Dieye Makhtar Sarr Maam Ousmane. Makhtar Maam Ousmane ñoom ñëpp ñu ngi leen di delloo. dëgg la di leen ñaanal yàlla liñ fi liggéey yal na leen ko yàlla fay. amiin amiin télé bi it yal na leen la yëkkati ci kaw kaw lu kawe seen njort. amiin amiin ñu bokk amiin. loolu laa doon yónnee damaa kontaan macha allah boobu ba léegi damaa grippé na moo tax mënumaa dugg. dëgg la massa dëgg la ñoo gën kontaan macha allah ñoo gën a kontaan Dieye jërëjëf merci amiin nuyu ñu waa Kër Massar jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal. léegi maître coranique. kan mooy maître coranique kan mooy maître coranique parce que dañu c'est-à-dire système bi léegi li ñu doon wax sànq xam nga boo gisee sànq ma wax loolu damay bañ ki ñuy seetaan def amalgame que ne ñun dañuy waxtaane daara moderne ak yooyu ñun xale yi yalwaan la ñuy waxtaan pourtant ñun suñu titre loolu lañ bind effectivement titre bi loolu la bind léegi
waaw léegi nag suñu gisee maître coranique bu ñëw mooy ki mbubu maître coranique moo tax ñuy utiliser terme yooyu comme li Fatima di wax ne lan lañ mën a utiliser parce que ñoom ñoo niru lu ñoon gis nga maître coranique mooy ki nga xamante ne moom mooy jàngale alquran gis nga alquran dañuy wax ne kenn du ko jàngal sa bopp nga soo déggee su dee da nga mën lire arabe rek nga dem jàngal sa bopp alquran boo toogee ci kanamu ku mën alquran booy wax rek mu xam ne yow yaa jàngal passage sangam yaa ko liiral sa bopp mais jàngaluñ la ko alquran dañ lay wax ne yutalaqa bit tashafi alquran mushafahatan alquran bouche à bouche lañ koy jàngee moo tax yàlla wax ne comme nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim nga wax a'udhu billahi waaw xam nga boo ne a'udhu billahi man dama lay wax ne du noonu a'udhu billahi voilà loolu mooy maître coranique fii ndenkaan ci sama doom yaa ngi dégg soo parce que yàlla dafay wax ni dañoo ne alquranu talaqaahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam min jibril yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi jàngee alquran ci jibril te ba mu koy jàng sax di ci yàkkamti yàlla dana ko laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bihi inna alayna jam'ahu wa qur'ana suñ lay jàngalate alquran bul ci yàkkamti di ko prononcé mais na nga déglu parce que man yàlla maa yoru sasu jàngal la ko ak dajaleel la ko moo tax maître coranique mooy ki nga xamante ne mooy jàngale alquran di ko sa ca nañ koy jàngee ak ca nañ koy waxee te loolu maître coranique bu xamoon gëddëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne ad-dunya mal'unun ma fiha illa dhikra allahi wa aalimun aw mutaallim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne adduna yàlla da kaa rëbb mbooleem la ca nekk ba mu des tudd yàlla ak jàngalekat ak kuy jàng kon kooku mooy ki nii léegi nag dafa dem ba système bi changé li ñuy wax ne c'est-à-dire ay fait yu nekk ci biir société bi ay réalité ay nit yuy mbubu ñuy jàngale alxuraan moo tax société bi tuddee leen sëriñ daara mais duñu ay sëriñ daara te Sénégal dañoo gëm man je me rappelle benn anecdote baal ñu jël téléphone waaw ok allo am na ko nekk ci ligne bi allo dafa dëgg Fall ami waaw dafa dëgg ma ne di yónnee nuyoo rek nga jotal ma ko Oustaz Makhtar Oustaz Socé maam Ousmane ñoom ñëpp macha allah. dëgg la di wax ni kontaan naa di rafetlu aussi thème bi ngeen jël. waaw thème bi waaw. xam nga tarbiya wi si njàngum alxuraan la bokk. dëgg la. waaye nag Fall bu àndoon ñu jàngal xale yi man yaayu daara laa. sama kër gi day fees des fois bu ñu amulee versement dañuy ñëw ma mottali leen. ndeysaan. waaye bu àndoon ak jàng it. macha allah day gën a baax rek. waaye xale yi na dañoo jàngul. dëgg la jànguñu koy man am na taalibe boo xam ne ba mu amee 3 ans laa ko yore. 3 ans ba léegi mi ngi si 14 ans am. ndeysaan. korog suratul Yaasin laa ko doon wax si benn aaya pour mu dimbali ma ci. mu ne ma yaay egguma foofu. wala xale bu def plus de 10 ans si daara. eggul suratul Yaasin. mais ami kon li ñuy wax dëgg la dañ leen di laaj ay somme bu matul dañ leen di dóor. 500 francs ak potu ceeb. 500 francs ak potu ceeb buñ ko amul. ak potu ceeb dañuy ñëw. mais sëriñ boobu dañ ko war a dénoncer. 500 francs te li ma si gën a mel mooy ay doomam ñu ngi école ñu ngi CM bi. ay doomam ay doomam ñu ngi école. moom la leen noonu la ñuy def. Zeynabu metti na. boo leen mayee daal sax ñu nangu ko jox ko seen doom. mais kenn mënu ko wax parce que dafa doon affaire boo xam ne thème boo xam ne. dafa doy waar sensible bu doy waar. ñu ne da ngay xeex diine. dëgg la voilà waaye ki ko dund moo ko mën a xam. ma ne la dañuy ñëw sama kër. dëgg la. dañuy ñëw sama kër bu ñu mottali amulee versement dañuy mottali. man yor naa si ñoo xam ne ay xale yu góor am na si ko xam ne. Burkina Faso dafa dem ba nekk mag soogu ñibbi Burkina Faso. dëkku fi. dëkku fi Burkina Faso. Idrissa dem ba mu nekkee xale la nekk ak man ba mu nekk mag. ñibbi Burkina Faso genn wàllu majeure partie bi yëpp dëkkuñu fi sous région yi la ñu dëkk. dëgg la. et puis nag. waa xale boo yore plus de 14 ans. eggul sax sóoratu Yaasin déjà kooku avenir am yaa ngi koy suuxal. parce que mi ngi am 20 ans du am métier du am xam-xam. doy na waar. doy na waar yàlla sàmmal boppam. waaye war nañ ko xoolaat kenn xeexul diine nag. dëgg la dëgg la njaboot di nekk jaboot la wax dëgg yàlla. dëgg la. te mi ngi neex xel boo xam ne lu mu fekk si tableau bi xale yi bind ko en français mu lire ko bind turam. ndeysaan xam nga ne ko gunge. ko jàppale macha allah mën naa réussir su lu ne.
yal nañu yàlla boole jàppale rek macha allah yàlla sàmmal leen boppam yal na yàlla yëkkati leen si kaw a kaw a kaw kontaan nañu daal macha allah te boo génn rek mu mel ni bi yëg dàq beneen ba wallaay ndeysaan bi passé it macha allah ci affaire handicapé yi macha allah faal yal na yàlla wéral seen baat leen sàmm leen wattu leen aar leen ñun daal ñi nga ànd ak yéen rek macha allah dëgg la jéey waa kay jéey jéey waaw dinañ ko dégg kaama moomu nag sama tëgg jabar la muy aram mooy sama jabar ji ma leen nuroo waaw maa ngi ko doon wax waaw dëgg la dëgg la nekk maa moom de boole naa ko fa ma la dugal rek boole naa ko fa wallaay ndeysaan dëgg la jéey amiin merci jéey jërëjëf ñu yéen rek jàmm lii de doy na xam nga man luy sans problème xale yooyu fan lañ jaar ba dugg fi frontière ban lañu jaar fan lañu jaar moo tax bu ma naan wax état bi lay ñoom la te sax na léegi ñoom ñooy sax liggéey ci marché Kassa ñoo yanu gëm naa la bu ñu liggéey bu ñu ñëwee ba 8 heures day teg seen pot yi gëm naa la yanul la nga ñëw ndax ñu am versement waaw mooy ne dafa laajte benn volonté politique bu mag a mag boo xamante ne tey jii fan lañu jaar Mouhamed Diop ba dugg ci Sénégal camion bu jaune bi moo leen amul matricule am na matricule ñun fii ku ndaw rek ñu romb amul benn yow ngay ñibbi si oto normal ñu lay arrêté lu ñu bëgg koo xool yaa seeda matricule bi KD la KD mooy fan KD du dee KD Zeynab man maa ngi fàttaliku à l'âge de 13 ans laa jóge Sénégal dem jàngi Mauritanie mais bi ñuy dem soo ñëwee frontière da ngay ut li nga doo jàll Mouhamed Mauritanie boo fay dem da ngay mer autorisation boo dawee tuuti ñu taxawal la daw tuuti ñu taxawal la fii yëpp di nga ko génne mais kon fii tamit mooy suñu problème bi état bi la xale buy voyager laisser aller depuis le début état bi la camion bi da leen fi wàcce ma ne camion bi mel ni ku yëpp ay xar sénégalais taxaw ñu mën ko ger mu bàyyi lu fi dugg to loo xam ne posan la ci ñun mais nag lii tamit fan lañ koy état bi la état bi moo amul benn volonté waaw dëgg la nag en fait état bi boo xoolee ba xool i tamit du sujet boobu rek la amul volonté waaw li mu amul volonté boo xoolee ba xool dafay def ay loi ñu promulguer ko ak yëpp comme loi wu kii bi mendicité bi mu teg kenn du ko appliqué te nag Sénégal yalwaankat yi ñooy critiquer yalwaankat yu ndaw yi wuñ ko sax xoolal te en fait tere nañ fi sac plastique sac plastique tey lañ fi gën a bëri boo demee ci hôpitaux yi nga xool nga xam ne fii amuñu moyen dëgg la dëkk bi yëpp a mel noonu donc état bi moom suñu nguur yi la ñu war a jóg parce que nekkuñu fi pour ñun nañu waxante dëgg bi nekkuñu fi pour ñun yi ñuy def yëpp seen bopp lañ koy defal ak di sàcc suñu xaalis gis nga madame Ilo aéroport bi xëy na waaye yooyu nga xam ne dañ koy tiitaroo ci àddina bi ñu defar suñu doom yi defar suñu ëllëg moo ko gën dëgg la dégg nga tey tamit projet yu mag yooyu ñuy def yëpp dañ ciy jaaraale di ci jël ay xaalis mais soxna Elo Fatima du enseignant yaa ngi jooy c'est que éducation Sénégal bu éducation demul santé demul dara du dem dara demul ak li nga xam ne mooy transport du ñu am benn changement émergence bi kii di wax émergence bu ñu émerger man émergence bi ñuy wax dama ko mujj jël comme saaga man ku ma wax émergence dafa mel ni danga may saaga Sénégal émergent mais comme li nga doon wax xaar ba pare ma xeex affaire yi dafay tanante rek maa ngi premier dame de passage xale yii di yelwaan ci mbedd bi non loolu noonu dafa nekk loo xamante ne lu métti yow xale boo xamante ne 3 ans kooku boo am na ñoo xamante ne sax seen wax yi sax dëgg yow mbedd bi lu mu am yëpp ci danger di nga gis ay xale yoo xamante ne dañ leen di dogaale ci yenn kër yi ñu violé leen loolu wax nañ ko ba taay wala kaay ma may la xaalis dugal la ci bëri ay góor la dañuy violé góor waaw am na ay góor yu violé waaw loolu yàgg nañ ko di ko def fee di bee rek mais man xam nga lan moo ma tiital terrorisme bii tey jii bu fekk na dafa amoon terroriste bu bëggoon a ñëw teg bomb fii ci kër ci dëkk bi ñaanuma ko yàlla nañu yàlla musal taalibe yaa ngi fi na ko teg lii bi rek kaay jox ko même 10 000 wala 5 000 du ci moom dara ne ko am yóbbul ma lii tegal ma ko fee waaw xale yi luñ ci xam du ci xam dara loolu war nañ ci jóg billaay war nañ ci jóg dëkk bi on est en danger pour beaucoup de choses dañu nekk en danger ci yu bëree bëree loolu du fi am moom te man ma ni la gouvernement bi ci boppam dafa liggéeyul
pour yu demee noonu mu xóotal affaire yi. dugg bu baax gouvernement bi liggéey lan la liggéey gouvernement baa ngi liggéey. léegi état bi ci boppam. xanaa nekkoo Sénégal yow. Sénégal laa nekk kay. Sénégal léegi wuyu ma gis nga état bi ci boppam. moo liggéeyul itam parce que gouvernement bi ku mu mënti nekk. président bi ku mu mënti nekk état bi dañuy en fait dañuy topp affaire yi quoi voilà. bismillah. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. soxna si na ngeen def. ñu ngi sant yàlla. waaw man de je suis un citoyen lambda je m'appelle docteur Nabi Fall. docteur. Nabi Fall. Nafi Fall. Nabi. Nabi waa bismillah Nabi ñu ngi lay déglu. waaw vraiment je voulais vous remercier ci thème bi. Parce que c'est un thème boo xam ne man ça me tient à cœur. Parce que man je me dis que tey pour ñu développer suñu Sénégal mënuñu jaar fu dul par la jeunesse. dëgg la. Et que cette jeunesse là bu fekkee dañ leen bëgg a pousser vers la facilité parce que mendicité du dara dul pousser l'enfant vers le gain facile. Et aujourd'hui bu fekkee ne foofu la ñu bëgg a pousser suñuy jeunes ñun. D'ici 30 ans on aura un Sénégal vraiment terrible. Et aujourd'hui il ne s'agit pas juste d'une volonté politique pour moi. Parce que aujourd'hui la décision que j'ai prise man personnellement c'est que du ma jox xaalis talibé. Parce que c'est un trait des enfants. Il faut le dire. dëgg la. Et aujourd'hui toute la population devrait être engagée à ce que c'est vrai que l'islam moo digale ñuy defar njekk ci way ñàkk yi. mais xale yi tollaguñu fu ñuy amee wala fu ñuy ñàkkee. dëgg la. Et aujourd'hui il faudrait en parler yéen médias yi vous êtes un moteur très important. Nabi dafa mel ni dafa dagg ñu ngi koy jaajëfal waaw li mu wax dafa am solo. parce que boo gisee xeexuñu diine mais ñi koy mbubboo di ko jaaree ci xale yi ñun ñooñu la ñuy xeex. non man du ma utiliser baatu xeex diine. xam nga lu tax diine kenn mënu ko xeex pour mais dafa am ñu koy wax boo waxee mbirum xale yi. man loolu la ñu accusé woon dañ ma ko accusé woon day xeex diine alors que du loolu. loolu moo tax pour émission man le mot xeex diine du ma ko utiliser. waaw nit ñi comprendre ñu. ñun waxuñu li jëm ci xale yi jàng. waaw loolu la ñun li ñu bind dafa leer. waaw nañu bàyyi xel bu baax des enfants. li nga xam ne benn fee la bu nekk ci biir société bi. ñëpp teg ci seeni bët. état bi di góorgóorlu di am lu mu ci def. mooy ne ñun Sénégal jeunesse bi tey boo xoolee dañuy wax ci benn étude ne 65% wala 60% ci population au Sénégal ay jeunes lañ. jeunesse boobu. am na ci ñoo xamante ne ñu ngi nekk di taxawaalu. su ñuy dem di taxawaalu bu ñu demee ba am kattan ulee ñu jëriñ société bi dootuñu jëriñu société bi dañu gàllankoor la ñuy doon ci kaw société bi. est-ce que dañoo war a toog di seetaan loolu. muy law non dañ ko war a ca racine ya lañ war a kii ni léegi nag képp koo xamante ne yow yaay utiliser xale bañ pour mu nekk la nga xamante ne mooy type boo xam ne ëllëg ak sibir gàllankoor lay doon ci li nga xamante ne mooy société bi yow la ñuy waxal bu dee da ngaa mbubuwoo alxuraan ñu ne la alxuraan santu la loolu te rejeté na la bu fekkente ne nag da ngaa nekk koo xamante ne da nga jël ay xale def traite d'enfant di leen liggéeyloo kooku la ñuy waxal ne ak kay mbubuwoo alxuraan la ñuy waxal parce que pour mu leer léegi nag fee boobu nag société bi ñun société bi dañ ci am xam nga sànq yaa ngi wax ne saraxe kenn mënu ko fee jëre tout à fait kenn mënu ko fee jël mais mën nañ ko organiser parce que même dañ doon wax sax ay la maison des aumônes dañ doon wax sax mën nañu def ay maison de l'aumône man par exemple man yàgg naa France yàgg naa fa torop man catholique laa waaye damay sarxe bi ma nekkee France buñ ma waxee ma sarxe dara damay wut benn mosquée foofu France ci buntu mosquée bi dañ lay wax nga sarxe dara waaw dañ ma naan waaw parce que en fait des fois dañ lay wax naan la saraxel meew wala saraxel lii wala laa loolu sénégalais ñun sénégalais yëpp ci ñun la bokk waaw léegi nag man bi ma nekkee France xaw ma fan fu may saraxee lu may def léegi boo ma nee ma sarxe ñaari bouteille meew ma dem ci benn mosquée bu ma demee ci benn mosquée ci buntu mosquée ba dañuy jël sarax yi di ko juug foofu am nañ seen ay nécessité li tax ñun mënuñoo def loolu fii
li tax mënuñoo def noonu waxuma la mosquée yi rek mais daara yi comme il a dit dem leen ci daara yi sarxe dem leen ci mosquée yi ci seen bopp dañu war a am kenn ku fay toog koo xam ne kii bu amee ay don mu teg ko fenn bu ko defee nit ñi nga xam ne dañu am ay problème am nécessité mën nañu dem ci mosquée bi ñu may leen wala ñu jox leen ñun facilité moo ñu jaatu organisation dafa war a am yaa ngi dégg est-ce que xam nga soxna borom daara yi fekk la ci mooy def ci daara ci ñun facilité bi sëriñ xool borom daara bi soxnaam moom it am na loo koy cotiser di waaw te da ngay indi yére boo ko sa yaay daara mu may la garaam bubb indi ko moom ay yére lay laajte moom ak natt bi nga koy natt ak natt soxna Zeynab waa Human Rights Watch su ma juumul ñoo defoon enquête boobu en 2010 ñu ne bu ñu xoolee Sénégal xale yi nga xamante ñoom ñooy yelwaan toll nañ ci 50 000 loolu chiffre yooyu noonu boo ko gisee da nga en 2010 loolu c'était en 2010 léegi c'était en 2010 ñu ne la 50 000 xale kon yow loolu kon ça veut dire que ñooñu boo deful ci ñoom xam-xam defoo ci ñoom enseignement scolaire bi coranique bi ak li nga xamante ne ñoom moo jëm ci mbirum profession lu ñu wax formation kii professionnel kon ñooñu seen avenir kon dafay nekk lu doy waar parce que boo xoolee 50 000 entre 2010 ba léegi bu fekkee ne nombre bi dafa évoluer kon ñun ça veut dire que ñun suñu avenir suñu ëllëg fan la jëm donc pour man yaa ngi doon wax sànq kon loolu naka la ñu war a def commençant par ñun kii bañ na ne du jox xale xaalis parce que dëgg la jàngal nañu ko ci aada même tamit ci diine que xale waroo ko tàmmal xaalis kon loolu éducation bi nit ñi la ñu war a njëkk yar population bi parce que pour ñoom ñu ngi def geste bu baax geste boo xamante ne da ngay dimbali sa moromu jullit wala sa moromu nit bi nga xamante ne amul mais xamuñu ne ci kaw loolu ñu ngi lor kon loolu manque d'information la donc population bi ci boppam la ñu war a commencer yar à travers les télé à travers les radios comme spot bi yooyu noonu ngay wax Fatima mag ñi yelwaan fi nga xam ne dañ lay dogale ba mel ni dañ lay siif gis nga fii Sénégal woppus màgget la foo laal day metti fii ngay gis ay jeunes yu toll ci daan seen doole mat dara dalu leen ñu dogaale la seen yelwaan dañ lay mel ni ku lay agressé soxna Ilo est-ce que yéenay xeex ci loolu xam nga xale yi gaa man dama lay wax sama dëgg waaw yelwaanu mag yi sama yoon nekku ci yu xale yi nga def lu leen neex ay mag lañu man xale yi ñoo ma ñor mais ñooñu li ñuy yàq xale yàquñu ko sax xam naa mais problème bi mooy magum jëmm buy dem naan mi ngi yelwaan loo ko mënal par contre xale bi ñun état Sénégal dañu signé convention de protection de l'enfance te defuñu ci dara dañoo génne ay loi de protection de l'enfance te defuñu ci dara dañoo génne loi contre la traite des personnes criminaliser ko tey jii normalement ñi nga xam ne dañuy dóor xale yi ba di leen rey wala ñu leen di maltraiter ñoom ñëpp ci prison ba la ñu war a dem parce que suñu loi ñun ci suñu bopp ñoo ko voté léegi yéen lu ngeen ci man ñun nag amuñu droit def comme les policiers amuñu droit def comme les juges xam nga mënuñoo defal suñu bopp communiqué man nag ñun li ñu mën mooy yuuxu bi wax ji wax dëgg yàlla man depuis 2014 ku ma tendre micro ma yuuxu wax li ma wax pour jéem a yee nit ñi te itam gis naa ne suñu yeete boobu mujj na am aboutissement parce que biñ ko commencé niñ ko doon waxee ak tey niñ koy waxee bokkatul parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ci boobu la ñu après commencé di ñeme di wax naan ay criminel la ñu wala dañuy exploiter xale yi mais ñun biñ ko commencé vraiment diina bi daf ci tegu woon ba nga xam ne kenn ñemewul woon torop wax amoon na tabu daal léegi nag tabu boobu biñ ko lever man par exemple ci réseaux sociaux yi bi ma ci commencé jëkk a bind ñëpp dañ daan ñëw ci sama kaw suñu diina la bàyyi ñu kii dañuy nii nañuy naa mais léegi wax ju bëri ji ak sensibilisation tax na ba ñu séparé ko léegi bu baax et puis séparé nañu ne am na ñoo xam ne ñi bokkuñu ci religion bi te dañ koy def pour seen bopp ak seen xaalis ak seen business man amoon na fi benn bis boo xam ne dañ ma invité woon ci benn rajo bu mag du ma wax turam mais dañu ñëw ci réseaux sociaux yi veille débat bi ñu titré débat choc dama ak benn oustaz buy wax ne ku contre mendicité rek dangaa contre diine bi ilogia bee xaw ma lan ak oustaz machin man dama dem ma woo journaliste bi ma ne ko suba du ma mën a ñëw ma rocceeku
ma daw ma yónnee ma ne leen ñun stop mendicité du man kenn ma yónnee suñu benn waa joo xam musulman la parce que man en fait dama weexoon donc dañ doon wax naan kii du musulman dafay xeex diine ci loolu laa jógee dem seeti ay maître coranique ñoom ñëpp ñu ngi may seetaan toujours dañ may bind ay SMS bu ma duggee fenn ba wax dañ may bind ay SMS naa ñoo wax nga bu baax gis nañ ko ak yooyu ci laa dem ma mànkoo ak ñoom pour ñu bàyyi loolu ñuy wax naan man damay xeex diina xeexuma ko léegi damay ànd ak ñoom fu ma dem biñ ma invité Tunkara dama ne Tunkara damay ñëw ak kenn boobu Sénégal ci kanam la woon dama ñëw ak maître coranique boo xam depuis 18 ans mi ngi jàngale te moom ay nitam duñu yelwaan daañu jël ki nekk sëriñ bi bismillah allo salaamaaleykum waaleykum salaam oustaz mais c'est un plaisir vraiment maa ngi lay féliciter personnellement pour émission bi c'est une grande émission et puis gis naa liggéey bi ngeen di def liggéey bu rafet la te mucc ayib jërëjëf alhamdulilah alors damay woote parce que maa ngi nii ci benn enquête enquête bi c'est sur xale yi bindu ci kër yi mais c'est sur une enquête régionale à travers l'Afrique maa ngi nii soog di ñibbi si ñu ngi boucler suñu enquête rapport bi pare na mais ci biir rapport boobu bien sûr jot nañ cee gis xale yi seen dundin bu metti la ci Afrique yëpp la mën nañ ko wax waaye li ñu gis fii ci Sénégal defe naa ne mooy un des pays foo xam ne ça atteint un point de crise boo xam ne doo ko gis fenn dëgg la lii xaw a ñàkk fii ci suñu ci di ñuy def defe naa madame Guillabert wax na ko mooy l'absence de volonté politique ak opportunisme bi nga xam ne décideurs publics yi moom moo leen yor parce que code pénal a ngi fi mën nañ sax corser le code pénal ensuite il y a les conventions internationales on l'a rappelé convention yu bari dañ ko signé yooyu yëpp juge yi am nañ ay jumtukaay yoo xam ne képp koo xam ne yóbbu nga sa doom di ko yelwaanloo bàyyi ko ci tali bi à des heures indues ou même dans la journée yow mën nañ la daan yu metti mais problème bi c'est que finalement bu ñu defee noonu on risque de mettre tout le monde en prison parce que parents yi nga xam ne man je crois que du ndool sax parce que sama xarit Maou Wan bi nekkoon UNICEF mu ngi may dégg ci jamono ya amoon nañ benn expérience bu intéressant ay talibé lañ doon jël yóbbu leen ci benn diwaan di leen jàngal di leen tette di leen jàngal métier itam ak xam-xam ba pare di leen jàngaleel alxuraan c'était avec madame Kouaté mais l'expérience a tourné court mais parents yi biñ daan indi seen xale foofu morceau saabu sax duñ ko indi ba paquetu suukar dëgg la alors parent boo xam ne mën nga jur sa doom à partir de l'âge de 6 ans nga ne tu vas t'en débarrasser mu mel ni rek comme un morceau de chiffon ou de mouchoir à jeter après toppatoo ko mais kooku c'est un parent indigne et là il doit être condamné par la loi dëgg la yoon daf ko war a daan dafa war dal ci kawam alors man je suis pour que ñu commencer par faire une chose fii balaa ñoo réagir rek ñu gis fukki taalibe ak juróom nekk ci nekk et cetera bon mu am un incendie ñëpp yuuxu et cetera ñu ne bon xale yëpp lañuy ramasser ci tali bi après mu daanuwaat tey la xale yi ëpp ci tali bi dëgg la man sama bopp fii ci en face du cimetière musulman xale yu bari ñu ngi fay yaluwaan mais ak ay mag itam ma tenté benn expérience jéem a seet ba xam xale yooyu nga xam ne dañ doon yaluwaan fu ñu jógee ma dem ba ci benn kër ils étaient à peu près une cinquantaine ci benn néeg bu xat may enquête ak seen oustaz boobu ba xam seen sëriñ ki leen yónnee dëgg ki moom daara boobu fan la nekk ma dem foofa kooku boroom ñaari jabar la am kër gu yaatu bi ma àndee nag maa ngi ànd ak yeneen ay droits de l'homme et cetera ñu ne ko mais yow lu tax ngay teg xale yi li nga xam ne yow sa doom yi nga jur doo leen teg
alors il était gêné, il n'a pas voulu répondre, etc. ñu ne ko yow dinañ la topp. On va porter plainte. Mais bi ñu demee déposer plainte bi demul fenn. C'est ça aussi. Il y a une mauvaise volonté de la part tant de la police que des magistrats qui sont chargés de dire le droit pour pouvoir faire appliquer le droit. Parce que à ce moment-là, c'est l'anarchie. Moo tax ngeen di gis li ngeen di décrire sànq xale yi nekk ci xale yeeg d'ailleurs jigéen yi nga xam ne dañuy yalwaan jigéen buy yalwaan ba 2 heures 3 heures du matin kooku leneen la. Donc moi ce que j'aurais suggéré ci gàttal wax mooy nañu corser le code pénal de sorte que ça soit considéré comme un crime. Moi je considère que c'est un crime contre l'humanité. dafa ruslu sax nga am ay gan yuy ñëw fii ci Sénégal loolu moo leen di jëkk a frappé xale yi nekk ci tali bi en guenilles comme si ils étaient au 15e siècle loolu daal war nañ ci jug ñun ñëpp kilifa diine yi di ci wax ñun ñu ciy wax ñëpp di ci wax mu nekk une prise de conscience nationale mais il faut mener ça avec les organisations médiatiques sans les organisations médiatiques comme seen yos yi ak yeneen ñëpp duggal ci seen loxo ak experts yi je crois que buñ ko defoon di ko def tous les jours etc. am des heures précises où on fait ça doon na mën a baax quoi encore une fois toutes mes félicitations pour cette émission. Merci jërëjëf Mouhamed Habib jërëjëf si ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Pa Ousmane mi ngi ñuy xaar pour titre yi Pa Ousmane. waaw Zeyda. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. noo def. maa ngi sant bu baax yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi sant bu baax yaa ngi doon topp suñu waxtaan wi. waaw maa ngi doon topp waxtaan bi kay. xam naa du ñàkk am nga ci ay idées macha allah. waaw am na ci solo mais ki dugg sànq fi mu daanelee rek yaakaar naa. war nañ ci taxaw parce que fi mu ne nii. mënatuñ cee wax lu ñu gisul mooy ni lu am la ci Sénégal donte nguur gi nag jéemoon na ko fi ci opération bi ñu doon def mais gis nañ ba léegi problème bi mu ngi persister mooy ni boo doxee ci Dakar yaa ngi gis xale yi ba léegi ñu ngi tey la gën a voilà donc dafa mel ni da nga naan kon opération yi ñu doon def amul njëriñ mais li mu wax mooy am solo parce que Sénégal tant que tegoo daan ñu koy appliquer rek da ngay gis ni duñu fulaal yenn mesures yi mooy ni nañ dem ci code de pénal bi gën a corser daan bi def ko crime su ko defee ñëpp di waxandoo ñëpp di ci jëfandoo yaakaar naa ni lu mel nii dina denc ci réew mi. dëgg la ñu ngi lay jaajëfal titre yi naka lay demee tey. mu ngoog li ñu namm jukki bu benn waxtu jotee dina ci bokk kujje gi taxawal ab kuréel bu ñu dippe correct daanaka lu tolloog fukk ak juróom-ñaar ci ay parti politique ak i mouvement ñoo ko séq la ñu bëgg mooy mu doon ab maanaam cadre de concertation sa diggante nguur gi ngeen ne élection yi ñu dëgmal lépp jaar ci yoon bañ a am benn njuuj njaaj ñu xàmmee ci ñenn ñu ci fës ci langue politique bi dañ ko faram-fàcce ci xibaar yi beneen parti politique judd ca Touba ñu dippee seen bopp parti démocratique ànd suqali Sénégal ca njiit la ñu ràññee ci ki nga xamante ni mooy Serigne Fallou Mbacké moom daanaka génn na ci parti démocratique sénégalais samp ndëndëm fas yéene bokk ci élection présidentielle atum 2019 ginnaaw congrès bu ñu waajal atum 2018 dinañ mën a teewlu ay kàddoom ci xibaar yi leen di bokk muy programme bi ñu dippee Tatarsène di programme boo xamante ni dafa jëm ci xeex feebaru sida ñu ngi koy wéel ci région bu Sédhiou ñu gis ni daanaka ci atum 2017 lu tolloog ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn ci ay patients jot nañ leen taxawu ci boobee programme waaye ñu gis ni appareil ñu soxla daanaka ba léegi des na ngir gën a taral xeex bi jëm ci feebaru sida dinañ ci ànd ak leeralu kii di El Hadj Moussa Bey leneen dina ci bokk muy ziar annuel Cheikh Mahfouz Aïdara ñu koy amal ca bët Saloum ñu gis ni jamono ji amal nañu ko njabootu chérifien bi di sàkku ci jote ci programme bi ñeel li nga xamante ni moo aju ci modernisation yenn ci cité religieuse yi ñoom nag bëgg nañu nguur gi taxaw ci ngir seen gox boobee ñu gën ko yeesal ndax seen boobee ziara daanaka li muy dajale ci ay doomu aadama yu bàyyee ko ci Gambie Guinée ak ci Sénégal dafay takk loolu dinañ ko fanfàcce ci xibaar yi di ponk yu nama jukki ak yeneen yu ànd ak moom Zeyda bu benn waxtu jotee. dëgg la Pa Ousmane ñi ngi lay jaajëfal dinañ ko taaxirlu incha allah. incha allah bu soobee nag nekkal si jàmm yal na la yàlla defal tawfeex. amiin yaa rabbi amiin ok merci. jërëjëf ñi ngi xaar TMTC ngoon incha allah. bu soobee émission bu mag boobu macha allah jërëjëf jërëjëf Zeyda. ok jërëjëf. waxtu bi daf ñu dàpp soxna Ilo mais kontaan nañ ci sa teew ndax yi ngi fi leeral am na solo ndax li ngay xeex dafa mel ni ñun ngay jàppale ndax nag wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee boo nekkee ci benn mbir soo gisee ku koy xajamal di nga wax di nga def comme ni ko xadis ba waxee ku gis ci yéen lu bon na ko dindi ci loxoom su ko mënul ci làmmiñam su ko mënul mu bañ ko ci xolam te boobu mooy bi ci gën a tuuti
xam naa yow la ñuy jox yaay tëj tey émission bi ci ban dénkaane ndax fii mooy émission dénkaane ban appel ngay lancé ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xale yi ñu nekk ci mbedd mi waxtu bi daf ñoo dab moo tax. man appel bi may lancé sax en fait ki mujj intervenir daf ma ci jàppale tuuti ci média yi yéen la wax donc suñu plan de sensibilisation yooyu tey jii bu fekk ne woon média bu nekk dafa ne woon ñun danañ def suñu wàll bon man sax du ma soxla xaalis pour def ko parce que média bu nekk dina jël ci temps antenne am defar benn spot wax ci loolu rajo yi def ko télé yi def ko bu boobaa wax ji dina jot ba nga xam ne ñi nga xam ne xamuñu ci àll beeg yooyu yëpp dinañ ko dégg te ñu def ko tamit ci wolof comme wolof la gën a nit ñi sax dégg wala ñu def ko ak pulaar itam ak yooyu donc vraiment man temps yi yëpp maa ngi doon am ay interview ci ay Soleil ak Quotidien ak yooyu mais loolu laay gën a wax daal il faut que ñun en tout cas man appel boobu laay def nañ ñu jàppale pour ñu def loolu parce que normalement bu doon dañu nekk ci temps normal gouvernement bi moo war a jël xaalisam def loolu man nekkoon naa France bu ñu amee problème nga xam ne askan bi am na lu mu xamul dañuy jël seen xaalis def ko ay campagne de sensibilisation pour que seen askan bi gën a xam ci dara par exemple dañ koy def ci ay affaire santé wala yooyu ne na ngeen def attention ngeen def vaccination wala lii wala la léegi li tax ñun suñu état mënul jël xaalis def ko ci loolu pour que médias yëpp def campagne de sensibilisation ak yooyu parce que bu fekkee ne loolu tuuti na daal mais au moins loolu dina nekk benn acte dina nekk au moins un pas en avant ba pare nag ñu génnee seen projet boobu ñu dimbali daara yi ñi si des ñu dàq leen tëj seen daara démanteler yooyu loolu la ñu war a def nañu nettoyer dëkk bi c'est-à-dire que c'est un nettoyage qu'il faut parce que vraiment dëkk bi dafa am ay éléments yoo xam dañ koy pourrir. dëgg la waxtu bi moo ñu dab. waaw mais kontaan nañ ci sa teew. man vraiment maa ngi leen di remercier ñëpp te kontaan naay tamit ci suñu imam bi nga xam ne mi ngi am suñu même idée que ñun par rapport à la mendicité moom wax na lu am maanaa nee na que xale warul nekk ci mbedd. dëgg la. ci daara yi la war a nekk wala ci jàngkat fi muy jàng wala ci seen kër ak yooyu. dëgg la merci beaucoup ci loolu. maa ngi leen di remercier maa ngi gërëm vraiment ñi fi nekk ñëpp te yow tam ma lay gërëm ndax ni ngeen ma invité nii da ngeen may jox occasion. pour ma gën a xeex li may xeex. mooy DTV. émission bi mooy ndénkaane. merci ku ñëw da ngay relax. amul benn problème jërëjëf merci vraiment dal bi rafet na. merci beaucoup merci jërëjëf jaajëfal nañ la bu baax jaajëfal ñi doon seetaan jaajëfal Oustaz Mohamed Soxna Fatima mère Thiama Fat Baba yéen téléspectateurs yi tam ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax waxtaan bi dafay wëy ba alxamis ak jàmm incha allah xool leen élément bi moom la ñuy tëjee doy na waar xale daal kër mooy place am ak école dem jàngi ñëw wala mu internet foo xam ne dina fa mën a jëlee xam-xam ndax gis nañ ko fi tey dinañ ko xóotal incha allah ñu yendoog jàmm salaamaaleykum wa rahmatullah Don jangal o magebe sadara o munya o mage muje ndax añ mi def ko re mu leen kay yalwaan reer bi de